comme mbokki auditeur ak auditrice su Leral FM regroupement des chauffeurs de Louga bi Ousmane Ndiaye Sall jiite moo leen may seen émission li ci tali bi di sàkku ci chauffeur si ñuy daw ndànk teg sàmmonteeg wareefu tali bi asalaam. asalaamaaleykum mbokki auditeurs u Leral FM deseeti nañ ci seen émission li ci tali bi kàddu gi bàyyi ko fii ci montagne nord ñu desi nag di nuyu sunu autorité étatique yi ak sunu kilifa yi nga xam ne ñooy jiite transport bi ku mel ne monsieur le gouverneur de la région ñoo ngi koy nuyu di ko sargal di ko tatagal di ko jox wàccuwaayam monsieur le préfet ñoo ngi koy nuyu aussi xuma di ko jox wàccuwaayam mook ses adjoints di nuyu tamit le capitaine de la gendarmerie et wax dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm di leen jox suñu wàccuwaay di nuyu tamit monsieur le commissaire de la ville de Louga di leen sargal di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay et wax dëgg yàlla tamit des fois di gërëm suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk transport bi fii ci Louga ku mel ne bàyyi suñu bàyyi boobu suñu bàyyi baax bi Baye Madiaye Fall ñoo ngi koy nuyu di ko sargal di ko jox wàccuwaayam wax dëgg yàlla du nuyu tamit ki nga xam ne c'est le président de tous les chauffeurs muy Ousmane Sall Ndiaye wax dëgg yàlla di ko nuyu di ko sargal di ko tatagal di ko sant di ko gërëm ndax tey bu ñu mën a jokkoo ci rajo bi ak émission bi li nga xam ne mooy regroupement bi ñoo sponsorisé tey suñu émission bi ba nga xamante ni tey bépp chauffeur dina mën a wax ci soxlaam ñoom it fañ toog daan ko mën a dégg bu nga jot ci ñoom ci jot ci rajo bi bu nga waxee seen soxla tamit ñoom peut-être ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi dinañ leen dégg seet naka xam ne tontu yi ak seet lañ ci war a saafara ñu saaf ko ñoo ngi leen di sant yéen waa regroupement bi yëpp en commençant ci par Ousmane Ndiaye bi nekk ci bopp bi ba kër yi gën a suufee ñoo leen sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tamit chauffeur yi di nuyu tamit maire yi nga xam ne ñoo bokk ñoom garage bi wax dëgg yàlla nga xam ne ñoo ñuy jaay ndekki ñoo ñuy jaay añ ak reer ñoon ci garage bi lañ bokk di ci jox tamit rogojeer yeeg rogal yeeg course bàyyiwul kenn képp ko xam ne yaa ngi dund ci ñam oto bi nekk ci garage bi rek ñoo ngi lay nuyu di la tatagal di la jox sa wàccuwaay waaw tey nag desuwaat nañ ci seen émission li ci tali bi tey ñu am sunu invité ñu naan ko Pape Wade jiite kuréel gi nga xamante ne tey moom la ñuy wax muy vice président regroupement social des gros porteurs nee na ñooñu la seen émission tudd tey seen noonu la seen kii tudd ñu dalal leen seen li nga xam ne mooy seen kuréel googu muy vice président bi di Pape Wade vice président regroupement social gros porteurs noonu la ñu tudd kon desuwaat nañu fii nag dalal ko tey Pape ñuy jox la kàddu gi nga nuyoo. alhamdulilah mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu waa région de Louga yëpp di commencé ci kilifa yi rek. ku ci mel ne gouverneur de la région de Louga ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu gendarmerie kilifa gendarmerie kilifa police ba ci chef garage yi di nuyu sunu njiit Alaaji Gora Xuma. jërëjëf Pape ñuy may laaj peut-être association bu nekk peut-être dégg naa ko mais comme bi nga xam ne mooy association regroupement social gros porteur loolu lan la undu naka la loolu demee nu mu undu. waaw regroupement social de Louga ñun gros porteurs yi dañoo ne nañ jàppoo ñun suñu biir dimbalante ci suñu biir moo waral ñu former bii regroupement bi nag biñ koy former metti woon na lool. waaw ñu former regroupement bi woo ci képp kuy doomu njàmbur waaw ni ñuy doxale ci regroupement bi mooy dañuy dimbalante ci sunu biir képp kuy chauffeur dafa mën a jàppale chauffeur am ci méthode yëpp nag ci méthode yëpp boo ko fekkee ci tali bi bu feebaree bu defee accident mar day tali yooyu yëpp regroupement social de Louga dañ ciy dox. kon daal maam yéen ci social rek ngeen. waaw ci social daal la ñuy yëngu waaw. d'accord mais seen tey loolu seen kii bi nga ko sampeeg léegi seen kuréel googu bi nga ko sampeeg léegi ñaata at ci la toll. ñu ngi ci 2 ans. ñu ngi ci ñaari at. ñu ngi ci 2 ans waaw. tey ñëpp Louga lañ nekk wala am ñoo xam ne bokk nañ te newuñu Louga. non ñëpp Louga lañ dëkk. ndax ñun dañoo basé au niveau de Louga. ñu ne képp ki nga xam ne nii mën ngaa amee casier judiciaire fii ci région de Louga mën ngaa ñëw bokk ci regroupement boobu te doon gros porteur
kon daal maanaam ci waa Louga rek ñi nga xam ne. waaw région de Louga ñi nga xam ne tey fii la ñu amee seen casier yëpp ci région de Louga rek ngeen couvrir quoi. waaw région de Louga rek lañ couvrir. tey membre tey mën nga maa wax parce que xam nga membre tey ñaata la. membre groupe bi dem nañ ci 156. 156 participants. mooy 156 adhérents ngeen am. adhérents waaw. moom ngeen 156 adhérents. adhérents waaw. d'accord 156 adhérents Pape. yooyu yëpp 156 adhérents bari na 156 yooyu ban méthode nga leen mën a jàppale ak nan ngeen leen mën a def ba di leen dimbale maanaam social bi ngay wax ci naka ngeen koy jàppalante peut-être. waaw loolu bëggoon naa ko parce que 156 adhérents quand même du lu ndaw. du lu ndaw ni ñuy jàppalante ci suñu biir dañoo am benn groupe WhatsApp bi nga xam ne ni ci la ñuy waxtaan. ci la ñuy sottante xalaat. encore ñu am bureau bi y a 16 personnes. ñooñu ñooy liggéey ci cas social yi tey jii am nañ ci ay cas. tey jii cas yi ñu ci jot a defar mooy képp ki nga xam ne nii yaa ngi bokk ci regroupement bi di participer comme ni ko regroupement bi bëggee. nga am naqar regroupement bi dana taxaw bu dee sa yaay la bu dee sa papa. bu dee sa doom boo jural sa bopp regroupement bi dana taxaw dimbali la. bu dee ku feebar regroupement bi dana taxaw dimbali la. bu dee ku accidenté tamit regroupement bi dana taxaw dimbali la. bu dee da nga am ak yoon problème tamit regroupement bi dana taxaw dimbali la. ñun daal ci lii lañ commencé gum pour le moment. mais am na tim ay participants yoo xam ne comme loolu ngay wax muy accident ñu ñoom moo dëkk. kenn mënu ko ba liggéey bi boo foo gisee day am. tamit accident ñoo dëkk de tamit ala kulli leen du jaas kenn ku ne dana jël sa wàll. est-ce que tey bi ngeen sosee loolu ba léegi est-ce que am na tey loolu mos na dalal leen wala naka la dem est-ce que. waaw am na ñu ngeen ci mos a jàppale. waaw am na ñu ci mos a jàppale. ku ci mel ne Yoro Sall. di chauffeur ci. non mën nga bañ tudd sa tur. waaw wax ma nombre peut-être. ñi nga xam ne tey. biñ commencé ak léegi nag. da di ñeenti cas social lañ amagum. benn bi ci côté accident la. bi ci des ci côté ku faatu la. bi ci des ci côté ku feebar ñu faj ko am nañ ñetti cas yooyu yëpp. wax dëgg yàlla kon loolu am na solo trop. wax dëgg yàlla am na solo trop kon ma lay laaj Pape yéen seen jafe-jafe. parce que tey woo naa la fii naam am ci loo xam ne fa ngeen di jàpp tey li nga xamante ni moom ngeen di jànkuwante tali bi ak li nga xam ne tey moom lay chauffeur camion jànkuwanteel ci biir tali bi tey est-ce que yéen am nga ci satisfaction boo xam ne tey yéen maanaam li may bëgg laaj ndax nit ñi ci amuloon ci coono ci diggante yéen ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi. yéen ak kayit yi yéen ak seen i njiit ñoo xam ne muy borom oto yi. quand même ñii borom oto est-ce que loolu seen liggéey nan la demee foofu. waaw liggéey bu métti la ñuy liggéey. chauffeur camion moom liggéey bu méttee lay liggéey ndax chauffeur bi bis boo taalee oto bi rek sa benn tànk mi ngi prison benn tànk mi ngi barsàq. ba keroog ngay fay oto bi muy liggéey bu diis. des fois da nga ci dajeeg transporteur bi nga xam ne nii lim lay sant doo ko man loolu yëpp chargé wu sa bopp. des fois gendarme yi daañu la sonal ci yoon wi ak policiers yi ba li nga bëgg yëpp doo ko man ndax yoon wi demee na ni nga xam ne nii tracasserie bi métti bi nga xam ne nii. fu ko waay takk rek weesu na ko. fu ko waay takk rek weesu na ko ndax man maa ngi ci tëli bi di dawal ba léegi. mais chaque jour nga jànkonteeg li nga xam ne nii. doo ko sañ sax wax dañuy fuqarti bi maanaam di la agressé di la maanaam di waxuma la agressation comme ay dóor wala dara mais danga may defal nangam wala nangam ak nangam ak nangam ndax am na ci li nga xam ne nii nit sax mënu cee yegg da ngay ñëw nekk en règle ñu contrôler la di la wax yi nga xam ne nii yow doo sax comprendre. mais est-ce que seen oto yooyu aussi tamit lii gars yi wax seen oto yooyu tamit est-ce que dana nekk en règle wala est-ce que tamit matal la ngeen lépp quand même. waaw oto yi parce que je pense que peut-être tamit agents yi des fois ñu jàpp ci loolu mais tamit des fois tamit ñu jàpp ci loo xam ne aussi lu nekk la quand même. d'accord des fois ñu jàppale ci lu règle. mais des fois ñu jàppale ci lu réglut.
ci lañ dëkk. jàppale ci lu régulul ci lañ dëkk. des fois nga yor sa oto xam nga léegi sax bari na ci transporteurs yi nga xam ni fi mu toll nii bëggatuñoo defar seen oto. bëggatuñu oto bi régal ndax boo régalee dañ lay jàpp boo régalul dañ lay jàpp. jafe na oto buy daw ci kaw tali bi règle normal nga dem ci gendarme mu contrôler bàyyi la très rarement nga koy gis du ma ne amul mais très rarement nga koy gis wala nga dem ci policier mu contrôler bàyyi la très rarement nga koy gis. d'accord léegi Pape. am na foo xam ne dinaa fa dañ fa dugg peut-être dégg naa for naa ci yow nag ñoo tamit yéen a ngi préparé li nga xam ne tey mooy gros porteurs yi tamit ñi nga xam ne tey góor xuma ñooñu leen jiite yéen a ngi préparé tamit benn grève tey lan moo leen metti ba jar tax ngeen ne tey war ngeen a mën a taxaw pour mën def benn revendication seen lan la lu xew. li ñu tax a bëgg a grève nag sunu njiit wax ñun tamit ñu koy jànkonteel ci tëli bi moo tax ñu bëgg a taxaw. mooy tracasserie bu metti bi ci côté tëli bi da ngay taxaw bu dee au niveau de Dakar foo taxaw ñu sabo la amul fenn foo taxaw te état bi defaluñ benn parking Dakar au niveau de Dakar bu dee ci yoon wi foo gaare ñu ne la bu fa gaare foo bëgg a droite bëgg a nelaw ñu ne la lu tax nga fi taxaw côté Fatick côté ba Tamba amul benn parking bu fi gouvernement bi def bu gros porteur di gaare nga gaare ci kaw tëli bi ñu ne la lu tax nga fiy gaare nga départ daanu wala nga départ am nga chauffeur bu dawal ba sonn ñëw droite man am na lu ma mës a dal Fatick damaa droite sama oto ngi ralenti ma jàpp di julli bi may julli gendarme baa ngi ñëw policier baa ngi ñëw taxaw ma ne asalaamaaleykum rek mu ne ma jox ma say pees ma ne ko lan la mu ne ma jox ma say pees fii nga gaare waroo fee gaare. boobu foto da nga taxaw ci kaw tali bi. damaa droite naa ba oto bi laala tut tali bi. oto bi wàcc na tali bi. wàcc na tali bi complètement. moom mu jàpp ci lan la lay jàppee par exemple ci lan la lay. fi nga taxaw waroo fee taxaw. te man oto baa ngi tàkk fayut damay doon julli xanaa taxaw di julli sax duñ la ko may. Pape li nga garaaw de salaamaaleykum julli pare ci julli salaamaaleykum rek mu indi pièce indi permis. noonu la demee. xaaral loolu góor kon moom kay noonu la demee côté Fatick. kon wax dëgg yàlla woon ci biir wax tamit. dafa metti. Pape camion yi tamit da ngeen am problème ak yéen ñi parce que des fois du ngeen am na ci ñoo xam ne duñ droit moom. tu aussi tamit dëgg la war nañ leen wutal fu ngeen gaare mais tamit lu toll ne oto boo xam ne ak ni mu toll muy oto bu mag. di gros porteur boo xam ne nga gaare ko tey war ngaa mën a fexe tey ba nga xamante ni je crois que war ngaa mën a gaare foo xam ne war ngaa bañ a baare tali bi maam sa ñeenti pneu yëpp wàcc tali bi comprendre nga. moom tamit laaj naa tamit loolu est-ce que tamit loolu ci sa mbokk lan nga leen ciy wax normalement. waaw xam nga chauffeur tamit am na ci ñi nga xam ne duñ dawal ci règle mais am na ci ñi nga xam ne dañuy dawal ci règle. mais oto kenn mënu koo yanu. tey jii bu fekkoon ne dëkk boo dugg état bi def na fa parking boo sonnee nelaw boo gëmmentoo mën a tëdd boo sonnee mën a taxaw lekk mais fi mu toll nii boo déparé au niveau de Dakar ba keroog ngay yegg Tamba foofi droite ñu ne la lu tax nga fiy droite nga génn ci àll bi droite ñu sàcc say bagage camions yi daal sonn nañ vraiment. àll moom kenn ko loolu. waaw wax dëgg yàlla léegi nag mënoo gaare ci àll te ci ville rek nga mën a gaare te ville yi defaluñ ñu parking amuñu fu oto yi taxaw. mais loolu tamit wax dëgg yàlla kooku moom dama ciy ànd ak yow ci côté boobu parce que tamit nit fekkente ne da nga ko bul taxaw fii. da nga ko fii da nga ko naan jox naa la fii nga taxaw. loolu laa d'accord parce que tamit wax dëgg yàlla lu toll ne gros porteur camion yi. nga gis fi camion nekk mu yëpp ay bagages. ci dëkk rek la mën a gaare. bu accès ci dëkk tamit fa la mën a gaare. mais tamit bu gaaree ci dëkk tamit war nga ko wutal espace boo xam ne tey ku ko fekk dana xam ne kat kii. ñoom ñoo ko moom ñoo fi gaare nopp lu ñu xam ne place su gros porteur la mais fekkente ne ci àll bi rek la am. te àll mën nga faa gaar tamit aussi nit ñi jël kon autorités yi wax dëgg yàlla war nañ leen cee jàppale ci loolu bu baax a baax a baax. je pense que war nañu jàppale comme ni nga wax tamit d'accord naa ci ngeen bañ a gaare ci tali bi ñu leen di jox place yoo xam ne tey boo jógee Tamba ñoo kat Tamba ba diggante bii am na escale bii place bii boo fa àggee am nga sañ-sañu. droite fa wàcc tali bi complètement ñu aménagé leen ko defar ko ba mu baax au moins nga xam ne ak poids bi ngay yeb da ngeen mën a jël loolu moom wax dëgg yàlla loolu boo jaar na quand même loolu boo xoolee sunu njiit Alaaji Góora Xuma dox na ci
dox na ci wax na ci chaque jour mi ngi jooy defal leen camions yi parking defal leen camions yi parking da nga koy xool ci chauffeur 7 places yi. ak chauffeur taximan yi. fu ñu jógee am nañ fu ñuy gaare. taxi 7 places fu mu dawee fi mu toll nii garage bu mu yegg bu ko neexee mën naa dugg ci biir garage bi tëdd mais camion amul benn camion booy mën ne bu dawee Dakar ba Kaolack wala ba Tamba am na parking bu mu mën a dugg. pour noppalu fa wala pour mën faa sangu wala pour mën faa taxaw pour reer. mais tamit loolu peut-être tamit li 7 places bi du li 7 places bi du camion bi parce que camion gudd na guddaay boo xam ne wala toll na noo xam ne peut-être am na yenn place yoo xam ne gudd na mais nag quand même war nañ leen aménager. foo xam ne war na am sécurité. mais àll bi yaatu na. àll bi yaatu na quand même. da nga koy xool Sénégal ñun àll bi yaatu na àll bi yaatu na tey jii da nga koy xool au niveau de Louga tey jii bu la neexoon nga dem nga génn fii. Kell nga aménager foofu benn parking bi nga xam ne nii képp ki nga xam ne nii yaa ngi jëm Fuuta wala yaa ngi jëm Ndar boo ñëwee ba Louga nga sonn mën ngaa dem ba parking Kell wala nga def ko Kaolack boo déparé Dakar nga def benn parking Kaolack nga dem ba Tamba nga def sorti Tamba nga def fa benn parking mu leer na la chauffeur bi yow tey jii boo déparé boo demee Kaolack mën nga faa taxaw sangu jàpp julli def li nga bëgg a def yépp boo bëggee noppalu mën ngaa dem ba parking ba nga noppalu mais fi mu toll nii amul benn parking boo mën a ne fii gros porteurs yee ko moom. D'accord. Au niveau du Sénégal. mais tamit dama lay laaj benn question parce que tamit des fois yéen lu mel ne Louga. dëkk bi bu xatee des fois tamit dañ naan yéen a ko xatal ba est-ce que yéen yaakaar nañu tamit aussi. war ngeen am jour boo xam ne maam guddi chaque jour mën ngeen wàcc seen bagage mais est-ce que du war leen a choisir benn heure boo xam ne est-ce que waruñu leen a choisir benn heure boo xam ne moom ngeen war a dugg si ci biir marché bi parce que des fois tamit marché bi embouteillage yi nit ñi jooy nañ ko ba tàyyi ci loolu soit gars yi ñoom ñoo ko génnewul wala yéen respecté wul loolu quand même. non loolu décret boobu sax génnoon na. ba ñu ci baree bari léegi guddi la ñuy wàccee. bari na ci commerçant yi nga xam ni guddi la ñuy wàccee mais am na ci bagage yi nga xam ne nii fi mu toll nii mënoo ko wàccee guddi. mënoo ko wàccee guddi moo tax commerçant yi dañuy obligé di la dugal ci marché bi mais décret boobu moom génnoon na Louga au niveau de Louga moom guddi ba guddi lañ daan wàccee ndax bari na place yi nga xam ne nii dafa nekk ci kaw tali bi. boo fa taxawee da ngay baare yoon wi yëpp circulation yi du dem du dikk comme place Ahmed. voilà surtout foofu. waaw comme place bi nekk au niveau du gaar ba. bu fa camion taxawee dara dootul dem dara dootul ñëw. bari na ci place yi nga xam ni fii Louga. bu fa camion taxawee rek day baare circulation bi loolu moom dëgg la mais nag képp kuñ fa fekk tamit dañ lay jàpp ndax des fois tamit affaire bi bougé ba policier mooy ñëw jël pees yi nga déplacer sa oto léegi nag li ngay mujje mooy xaar ba guddi kon nag boo xaaroon ba guddi moom moo gën ci yow ñuy jël sa ay pees léegi jërëjëf Pape. ñu desuwaat tamit aussi ci li nga xam ne mooy seen problème ak montage yi parce que dama daan gis si biir ko nga jàpp ci ak montage yi day am problème seen montage yi ngeen di jàpp ne problème ma dafa man montage yi da leen ni aar montage yu bari yi ngeen xam ne montage yi bari na montage mais dafa ne montage da leen ni aar wala qu'est-ce qu'il y a au juste. non montage yi aaruñu. ndax bu fekkoon ne montage yi daf ñuy aar nga ñëw ñu contrôler nga nekk en règle dañ lay bàyyi nga dem. bépp oto buñ contrôlé nga am visite technique am assurance am carte grise say lampe di dox amoo pneu usé amoo benn infraction ñu bàyyi la nga dem mais montage yi yow da nga koy xool fii nga déparé Louga. jëm Dakar. yaa ne 17 ou 18 montages. 17 montages. 17 montages ou 18. ci diggante Dakar ak Louga. diggante Dakar ak Louga. waaw mais Pape diggante Dakar ak Louga boobu fekkente ne montage yi duñu leen bàyyi. comme ni nga ko waxee fekkente ne montage yi duñu leen bàyyi saa wu ngeen accès dañ leen di jàpp. sonal leen ngeen pata 17 montage wala 18 montage yooyu nan ngeen di def ak ñoom montage yooyu peut-être loolu lépp xanaa kenn du leen ko bindal kenn du leen attesté loolu. ko bu yàggee say bala ngaa àgg fa nga jëm dootoo dese ay këyit yu weex dong ngay dese. moom kay wala boog nan la naka lay dem. moom yéen na autorité ñoo ñu dégg ñëpp ñoo ñuy dégg. moom ñu jàpp ci. moom Sénégal yëpp xam nañ ni ñuy def ak ñun loolu jërul nekk di ko wax. samp waaw
comme yow yaa ko tudd baatu samp. loolu la gars yi wax. am na ci ñi nga xam ne nii sax da ngay ñëw au lieu que ñu ne la pees wala dara sa waay gaawal bopp. donc fu ma jëm. ay terme la. te maanaam amuloon sañ. te amoo foo ko jooyee. amoo amuloon sañ-sañu taxaw. parce que ka monté ci tali bi aussi am na kilifaam gu ko yebal. est-ce que du jar ngeen seen kilifa yi dem ci seen kilifa ñoom pour waxtaan ak ñoom. góor a xuma woote guddeeg bëccëg subaak ngoon da ngay dem ba sax yow dootoo bëgg a woo bàyyi góor a ndax intervention. da ngay dem ba yow dootoo bëgg a woo sax bàyyi góor a ndax intervention guddi intervention bëccëg. kon tey mën naa ne que loolu tey ci seen revendication yi. waaw plaque revendication bi nga xam ne nii moom lañ jàpp ci la bokk. kon mooy montage yu bari yi. montage yu bari yi ci la bokk. ndax buñ sañoon Dakar Louga ñaari montage doy na fi tey jii bu fekkoon ne Louga am na gendarmerie am na poste police am na poste douane boo ñëwee ñu dugal la ci seen parking contrôler oto bi boo laajee jàpp ñu jàpp la. bu dee côté douane bu dee côté police bu dee côté gendarmerie yépp ñu contrôler oto bi ba mu nekk en règle ñu soog koy bàyyi mu dem. bu fekkee oto bi nekkul en règle tamit infraction yi mu am ñu bindal ko au niveau du gendarmerie wala au niveau du police mu fay li mu war a fay. boo demee ba Thiès nga gis deuxième poste montage mais tey jii boo départoon fii jëm Dakar. da ngay sax mujj waaru. donc loolu seen jóg. da ngay sax mujj waaru. wax dëgg yàlla loolu wax dëgg yàlla xaw na métti na quand même mais nag góorgóorlu leen ci gis ak seen i kilifa waxtaan ci parce que aussi tamit chauffeur dañ ko yombal trop bu ñu jàppee rek amul problème mais bu yàggee day am problème da nga koy taxaw jooytoo fañ ko war a jooytoo bu fekkente ne yéen nekk ci fi nga xam ne mooy yoon yi bu ngeen nekkee ci yoon yi j'espère que ne bu ngeen demee seen kilifa am na ñoom it am nañuy kilifa yi daan na redressé waaw loolu parce que tamit aussi tamit am nañu comme ni nga ko waxee sànq am nañu ni mu amee ci chauffeur noonu la amee ci homme de loi yi léegi faa nga gis koo xam ne wax dëgg yàlla dafay jub waaye tamit day nga gis koo xam ne la yàlla xam doy na. waaw du ñëpp. quand même bu ñëpp bokkoon kon am nañu gedd seen cër comme ni ko mag ñi waxee du ñëpp des fois nga ñëw ci homme de tenue mu contrôler normal bàyyi la nga dem du ñëpp. du ñëpp mais plaque revendication bi góor a xuma teg. bu fekkee ne état bi doxal na ko. luy arranger tali bi la. lu mën a wàññi accident la comme lii ñuy jublu nii ñu naan ay permis à point ak ay permis à point. lii def accident yi mi ngi ci kaw tali bi. foofu danaa fi dugg si. parce que am na quelques informations yoo xam ne jot nañ ko ci permis à point yi. kon tey ñu leen fàttali rek ñoo ngi ci seen émission li ci tali bi kàddu gi di bàyyi foofu fii ci Montagne Nior tey ñu invité woon Pape Wade di nga xam ne ñëpp gën koo xam ci muy vice président yi nga xam ne mooy nekk ci regroupement yi nga xam ne mooy regroupement social bu gros porteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau de la région de Louga. wax dëgg yàlla tey moom la ñu dalal fii ñi nga xam ne seen métit muy camion itam parce que tamit kenn ku nekk bëgg nañu la dalal fii muy oto bu ndaw muy oto bu mag parce que transport rek moo ñu soxal. ñu leen di fàttali nag numéro bii képp koo xam ne bëgg nga ñu jot dañuy jotee ci 77 431 77 78. ñu ne képp koo xam ne bëgg nga ñu jot ci fréquence bii ñu waxtaan ak yow ci suñu émission li ci tali bi da ngay woote ci 77 431 77 78. Pape tey wax dëgg yàlla am na ci yenn infraction yoo xam ne. tey ci permis yi nga xam ne tey mooy permis à point. permis à point dañuy nangu sa permis parce que ki nga xamante ne à partir de ñi am permis 2020. ñi am permis 2020 yaakaar naa ne 6 points la ñuy am 6 points lañ leen di may ñi nga xam ne tey 2020 bii ñu nekk. waaw képp ku ci am permis 6 points lañ lay may. nga xam ne point boo infraction boo def ñu nangu. 2 points. ñu nangu points yi. beneen bi ci des ñi am à partir de 2019 jëm suuf ñooñu dañuy am 12 points daa mel ne am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga def.
ñu ngi ziar de na nga def coono. ça va kooku la Galaye la. waaw man la Galaye kookal la. ça va man la Maada. ah. man la Maada Diba. ah Maada Diba waaw Maada Diba kooku. waaw chauffeur gros porteur yi la. waaw Maada ñu ngi lay ziar. na nga def coono. waaw ñu ngi nangu ziar bu baax a baax ñu ngi nangu ziar bu baax a baax. waaw te daa mel ni chauffeur camion. chauffeur camion. waaw. dafa sonn Sénégal. chauffeur dafa sonn Sénégal. parce que yi ñu koy teg moom métti dégg naa ko bu Paa Wade moom ci li mu wax. mais imagine yow nga jugee Kébémer comprendre nga. jugee Dakar amoo fenn foo mun a taxaw. foo taxaw da ngay fay te it xam nga man li gën a nekk sama problème. mooy gis nga regroupement yi nekk ci Sénégal laa wax regroupement yi nekk ci Sénégal. waaw benn góor a xuma li moo fi récolte di nar a xeexal chauffeur di rayanteeg chauffeur pour rien tout chauffeur am jàmm nekk ci condition yu baax. imagine chauffeur nekkul ci benn condition yu baax. chauffeur amul solde bu baax. chauffeur amul embauchement. chauffeur amul contrat kenn booloo ko ci en séance mais chauffeur nan lay def coono bi ñuy nekk dafa mel da ngay imagine ko dugg port tey exemple yëpp conteneur bu nekk 100 millions. comprendre oto bi jar 20 millions. wala oto bi jar 40 millions. yow chauffeur bi nga déparé foofu jëm ba Bamako qu'importe foo mën a jëm. comment nga te yow chauffeur bi boo xoolee sa solde eggul 100 000 francs. amul fenn foo xam ni chauffeur mi ngi koy dund Sénégal ñun nag suñu réew mi ni mu méttee mooy chauffeur la kenn tegu muy nit. chauffeur kenn tegu ko muy nit. allo ku añ chauffeur la ku reer chauffeur la ku ndekki chauffeur la gis nga Alaaji Gora Xuma. waaw Maada waaw jàmbaar la xeexkat la bañkat la ñu ngi taxawal chauffeur yi guddi taxawal chauffeur yi. chauffeur yi bëccëg. amul heure Maada allo Maada mani waaw. dama dégg tout à l'heure nga ni chauffeur bi buy dem fii ba Bamako 100 000 francs lañ koy fay mais aussi tamit est-ce que du yéen chauffeur si aussi yéen a ko nangu parce que mag tamit la mu nangu nga teg ko daga na est-ce que amul la nu ko contrecarré. non état dafa war a xeex benn affaire. état li muy xeexee mooy chauffeur dafa war a dafa ci condition yu baax la war a dund. chauffeur ci condition yu baax la war a dund. état wu xoolal yow ban chauffeur nga fi gis embauchement am yow ban chauffeur nga fi gis embauchement. kon dañ koy contrôler ñu embauché chauffeur yi ñu am solde yu baax nekk ci condition yu baax gis nga Galaye Layane. waaw gis nga Sénégal. syndicaliste yi fi daje yëpp nañ dem topp gannaaw Gora Xuma chauffeur am doole Sénégal suñ ko deful chauffeur day faatu Sénégal du mës a jekk. waaw gis nga point yi ñuy wax. point yi ñuy wax nii. chauffeur boo déparé ba Dakar waaw. Maada c'est-à-dire ci problème Gora Xuma mais damay sentir Gora mais ci oto yu mag rek parce que oto yu mag tamit aussi am na tamit yor oto yu ndaw. mais am na tamit y a d'autres waaw y a d'autres syndicalistes yoo xam ne tamit wax dëgg yàlla ñoo ngi xeexal chauffeur si. syndicalistes yenn syndicalistes yi état bi lañ fi nekkal. état moo leen al ay bët fu leen neex lañ koy xoolee. syndicaliste bi nekk Sénégal actuellement ku dul Gora Xuma yoroo ay bët yoo xam ne état da lay imposé Gora Xuma moo fi nekk. mais c'est parce que Gora Xuma mooy sa waay. allo Maada ma ne c'est parce que Gora Xuma nga. c'est parce que Gora Xuma nga faral. mais aussi non ba loolu ci liggéey la. waaw ma ne loolu. Gora Xuma moo xam dëgg di wax dëgg xam fañ koy defee sëfër ko jaral lekkul. naanul mais ñi ci benn garaw la di. waaw Maada allo dañoo war a garaw. Maada ma seedale ci loolu. Gora sonn na guddi sonn na bëccëg ngir chauffeur te gisoo ci benn syndicaliste buy taxaw di wax chauffeur lii wala chauffeur laa ci Gora Xuma rek nga koy dégg. Gora Xuma moom syndicaliste yi fi nekk nii Pawad syndicaliste yi fi nekk nii. syndicaliste yi nekk nii chauffeur la ñuy dundee benn Gora Xuma rek moo fi nekk di bañ. mais attention wuy ma Maada xam nañ Maada oui. mais pour syndicaliste yi mënuñu boole seen bopp parce que gis naa fi benn syndicaliste boo xam ne wax dëgg yàlla man gis naa ni mi ngi jàppale chauffeur si ku mel ne Fallou Samb gis naa ko mi ngi jàppale chauffeur si ci waaw non déglu rek li wax nii xam nga dama laa nangul li Gora Xuma nekk nangul naa la ko waaye tamit gis nañ invité naa fi tout récemment altine ba rek invité naa ko benn waay boo xam ne ñu naan ko Fallou Samb Fallou gis nañ ni li nga xamante ni mi ngi ciy jàppale chauffeur si wax dëgg yàlla mi ngi ci intervention yi
Fallou dem na ba defar li nga xamante ni mooy ay carnet mutuel de santé chauffeur si di ci faju kooku tamit bu leen buñ xalab non ku feebar ñaan nga faju du foofu. mais dama affaire bi du ci mutuelle xoolal affaire bi mutuelle santé cas social maa ngi dugg ci domaine boobu maa ngi xamul ci lu mu dugg. waaw nekk ci condition yu baax. waaw dama ni loolu problème waaw dama ni nekk ci condition yu baax. boo wér nooy nekkee ci condition yu baax kon tamit. loolu ci la bokk ku ko wér ci cas non c'est-à-dire xam nga ñu lu tax mënuñoo wér. waaw li ñuy jàkkaarloo ci yoon yi. xam nga loolu xam nga. maanaam ñoo ngi après léegi ñoo ngi leen bàyyi ci biir kanam ma laaj ci loolu nga wax ci kanam bu la neexee bi kanam tuuti ko duggaat ci kàttanu yàlla. waaw incha allah waaw d'accord xam naa ni Pape sa waa ji yaram mi tàng na. yaram mi tàng na. gis nga noonu mu duggee. yaakaar naa ne Pape xaaral ma jël kii ci am na keneen ku bëgg a duggaat de sa gars yi dañ leen escanté ci yoon salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na defaay allo. allo. sëñ bi kooku la ak fay wootee. Cheikh Kell dëkk Kell Gueye. Cheikh Kell dëkk Kell Gueye chauffeur. Cheikh Kell Gueye. waaw bokk ci regroupement social groupe porteur de Louga. waaw Cheikh lu doon sa loo dégg sa njàmbat waaw. ayca Cheikh bàyyi rajo bi ngay déglu te nga déglu ci téléphone bi. ah d'accord waaw ma ne. waaw. allo Cheikh yow lañu déglu de. maa ngi dégg ma ne. waaw. fekkente ne da nga war yor rajo wàññi rajo bi tuuti nga déglu ci ci portable bi Cheikh allo xam naa peut-être problème mu réseau la. kon waaw xam naa problème réseau la Cheikh Kell bokk ci région de bokk ci groupe social de Louga. waaw ñun ñoo bokk groupe social de Louga. moom Cheikh Kell. mais pour lan rek aussi tamit yéen ngeen bëgg na fii góor maa fi nekk wala kii fi nekk peut-être c'est que syndicalistes yi bari nañ. c'est que loolu moo escanté chauffeur pour lan duñu boole suñu doole pour lan duñu boole suñu force parce que côté boobu maa am na loo côté boo xam ne tamit chauffeur bala ngaa tal ku la lijjën nga tal wér gi yaram moom mooy léppi chauffeur parce que kooku wax dëgg yàlla gis naa syndicaliste bi def loolu xaar ñu jël kii ci ligne bi allo. allo oui. waaw kooku la dafay woote. Cheikh Kell. Cheikh. waaw Cheikh Acha bismillah. Cheikh Kell waaw ñu lay jaar bu baax góor yàlla na ngi jaar gàllaay waa Acha bismillah. di rafetlu émission bi ñu suñu président boobu Khadim Diop. Pape Wade. waaw di wax rek comme li nga wax ci groupe porteur yi. bon man li may ñaawlu mooy ñun en li ngay ñaawlu. maanaam ñun. waaw chauffeur camion yi. léegi da ngay imaginer léegi ñun par rapport ak chauffeur malien yi. xam nga ñun xam nga boo xoolee Maliens yi am nañu ay parking fii Sénégal. Maliens yi am nañu parking. waaw. am nañu ay parking ay. non déglu ma Cheikh. oui. Maliens yi ñëw nañu Sénégal ñu jox leen parking yu ñu gaare. ay parking yu ñuy gaare am na fii. mais yéen xam na loolu ñu may dégg xam na loolu. yéen Sénégalais yi kenn joxu leen parking bi ngeen gaare. fenn fi ñu mën a taxaw waxuma la parking bi amul fenn fi ñu mën a dowaat pour gaare fa faral di kilo amul. loolu du lu bees la ba loolu de man yaakaar naa ne bala ngaa bay moom bala ngaa bu jàmbur jógee ci àll ba dafi am bala moo am dara j'espère que ne sa waa dëkk war nañu am. voilà léegi bi ci topp mooy. waaw. da ngay dem port. jënd carte 5000 francs pour benn journée kese. maanaam boo chargé wul boo subaa da nga jëlaat beneen carte. da ngay maanaam boo duggee ci port pour charger. da ngay jënd carte 5000 francs. da nga jënd carte 5000 francs ci port pour oto bi dugg pour charger. pour benn journée kese. léegi boo chargé wul. boo chargé wul da ngay jënd ak sinon ñu jàppal la taxe la. plus de 30 quelques mille. te ñaata temps nga fa mën a toog foofu. 24 heures la maanaam journée bi daal la mu 24 heures. wala bu journée bi jeexee le lendemain da ngay dagaat. le lendemain da ngay dagaat sinon bu la fekkee police port nga def taxe la ay 50 plus de 60 000 francs nga fay ko. ma dolli la ci leneen Cheikh. te bu dee malien bi. malien bi. carte bi muy dagg matul sax dafa 2500 la su ma juumut. te ci lay toog ba chargé doog a génn port. malien bi 2000 francs lay chargé matul 5000 carte moom matul 5000. carte matul 5000 te moom même bu chargé wul tamit kenn du ko defaat leneen. ci lay gaare biir port ba génnaat. wax dëgg yàlla loolu ngeen wax moom kilifa yi war nañ koo contrôler war nañ koo seet. fekkente ne ñoom ñoo mën a nangul man damay sotti côté boobu fekkente ne ñoom ñoo mën a nangul. Maliens yi ñi fi dëkkul di leen nangul ñu fay moins de 2500. ak toog
ba chargé ba pare yaa xam ñetti fan la ñaari fan lu mën doon nga toog ba mu chargé kon sa doomu réew kon nan nga ko mën def. waaw très bien. wax dëgg yàlla fekkente ne loolu ngeen wax moom fekkente ne lu nekk la wax dëgg yàlla nos autorités là war nañoo yërëm war nañoo leen gëstu. loolu lu am la loolu lu am la li ci topp mooy boo demee Rufisque ku ne xam ne Rufisque mooy parti du Malien yi. waaw nga dem Bata Tëngéej rompé ci boobu ñu ngi fa. nga dem Caajaay ñu Sandiara foofu yëpp fii ba Tamba fu ñu ñëw am na si parking. ñun foofu Mbuur dong boo fa taxoon tey di reer Mbuur boo fa taxoon di reer ci fekk jël sa pièce yëpp yóbbu. mais dama ni. oui. Cheikh parking yu malien yooyu. oui. yéen gros porteurs sénégalais amul sañ-sañ gaare fa. ah mais duñ ko def parce que ñoom ñoo ko moom. mais li nga xam ne ci sa biir. amoo ci sa biir suuf la nekk. sa waay amoo sañ-sañu gaare fa ndax malien yi boo xoolee. boo xoolee. parking bu nekk barrage lañ fa def teg fa seen homme de tenue mu toog fa. boo yorul plaque matricule doo fa dugg. ci au niveau de Rufisque ak au niveau de seen parking yëpp tout le monde. ci Sénégal fii. oui. mais yéen révélation yi ngeen wax sax mais ça c'est grave hein. mais loolu dans les normes yéen war ngeen mën a dugg mais suuf yéen vous êtes des Sénégalais. chaque jour ci loolu nag la ñuy xeex. waaw. léegi góor waaw. léegi man. en tant que membre regroupement des gros porteurs de Louga. léegi ñun dañu am benn réunion benn âge foofu le 26. dañ la koy invité yow pour nga ñëw après lépp mu gën a leer foofu. à Louga baax na ci kàttanu yàlla. waaw ci turu président Khadim Diop. ba incha allah dinaa fa ànd ak sama technicien bi maa Ousmane. waaw kay mais vraiment di rafetlu émission bi nag. waaw danañ fa ànd danañ fa ànd ñëw jël loolu wax dëgg yàlla. loolu moom. wax dëgg yàlla lu autorité foofu dina gën a leer. jërëjëf Khadim. waaw am mbégte bu baax jërëjëf non émission bi rajo bi seen rajo bi la fii la lépp leeree. pour askan bee ko moom yéene ko moom. moo tax émission baa ngoog cette émission la. wax dëgg yàlla am na loo xam ne révélation yi ngeen wax man lu bees la ci man. jërëjëf Pape. waaw. ki nga xamante ne tey ci parking yi malien yooyu ngeen wax. malien bi day teg gardien bi teg yéen ñi dëkk Sénégal du nga fa dugg te yéen amul. non yéen amuleen benn parking bu ngeen gaar. amoo droit pour dugg fa. xaaral ma jël am na ku nekk ci ligne bi bismillah. waaw. man la Maodo maa dégg si waat. waaw Maodo. waaw mais parce que ñun dañu am benn grève actuellement su weer wi dee ba le 10. da ngay c'est-à-dire Gora Khouma dafa créé. da ngay fay de. loolu kon nañ bàyyi de waaw. oui ma nañ bàyyi boobu. loolu moom comme rajo bi seen rajo la. maa ngi ngay ñaxtu mais loolu moom ay kii yoo xam ne boo duggee sama technicien da ngay ñëw fii. ngeen dugg ci rajo bi ñu jool parce que rajo bi rek danaa ñëw rajo unité la waaw léegi. waaw rajo bi rajo chauffeur yi la dama bëgg ngeen contribuer ci rajo bi aussi di ci ñëw. lu ngeen di publicité ngeen ñëw fii ci rajo bi ñu oyofal leen ki ngeen publicité parce que mooy rajo bi nga xam ne fii moo jox gëdd chauffeur yi et puis wuto émission spéciale jox ko 2 heures de temps yoo xam ne chauffeur ci wax seen métit kon jàppal leen rajo bi tim pour mën ci jox wax Gora Khouma mu jàppal rajo bi waaw maa la ñëw waaw mais xam nga problème bu malien yi ci parking yi c'est-à-dire xam nga ñun chauffeur lan mooy suñu problème actuellement coono Sénégal bi bon mooy syndicaliste yi su nga syndicaliste yi ñoo indi problème yu bëri fii ci réew mi su nga syndicaliste yu bëri dañoo nekk lu dund loo xam ni taxaw ci xeetu Gora Khouma lu ñuy tabax di jëm ko toj état pousse leen teg leen seen kaw àll leen ay bët ñuy xoolee su nga syndicat yu malien yi benn bopp la ñooy dóorandoo ñooy jógandoo jiital kenn comprendre nga kooku ñëw Sénégal gii ak seen nit ñëw xeex si am si ay parking mais ñun ñu dëkk suñu réew mii mais syndicaliste yi fi nekk nañ ñu bañoo xool état xool intérêt chauffeur yi comprendre nga intérêt chauffeur yi moom la ñu war a jóg taxaw si Maada waaw foofu nag laa dama ni ñoom loolu moom ci oto yu ndaw yeeg ci oto yu mag yeeg ñëpp la nekk les syndicalistes ñoom ñoo waroon a ànd Gora Khouma Fallou Samb keneen ak keneen def benn front boo xam ne ñu tuddee syndicaliste national te du tee bu Gora Khouma dana dox du tee bu Fallou dana dox te bu tee bu keneen dana dox su ko defee buñ jógee buñ na taxaw leen ñëpp taxaw loolu nag moo wane ne waa Mali ñoom ñoo ànd ñun chauffeurs yi fii ci Sénégal ak suñuy njiit ànduñu loolu moo tax ñoom ñu mën a am fii luñ fi amul loolu nag ñun ñoo war a soppi doxalin bokk bàyyi yëkkati dóorandoo
te du tey góor a doxal la muy doxal fàllu doxal la muy doxal kenn doxal la muy doxal parce que mënu ma admettre que man mënu ma nangu si nga fii laa koy wax c'est l'injustice totale mënu ma man sama doom xam nga góor a tey bu créé benn grève bu créé benn grève waaw dégg góor a bu créé benn grève am na syndicaliste yoo xam ni état moo leen teg ak côté yow bu góor a créé grève ñu jéem a jël seen i problème seen i pexe pour yàq grève mu bañ mu échec loolu moo war a dañ ci réew mi parce que yow chauffeur bi moo la gëm nga nekk syndicaliste bu ñëw ànd ak yow jënd sa carte mais war ngaa xool intérêt chauffeur bi mais bu xool intérêt état bi mais loolu yéen chauffeur si yéen adhéré ngeen def adhéré ci kii yor seen njëriñ waaw ñun xoolal suñ doon chauffeur yi laa doon wax nii de suñ doon 100 personnes 99 yi presque ñu ngi ci góor a xuma ñëpp a ngi ci góor a xuma parce que góor a xuma dong moo fi bañ te waaye góor a fu mu dis ak kum naqari góor a moo fi syndicaliste boo xam ni mooy jàppale chauffeur guddi di ko jàppale bëccëg te góor a bala ma la neex boo tëddoon ba 3 heures du matin am problème Tamba soo ko wooyee balaa ma 10 000 nga am ku ñëw présent taxaw sa kanam rek la sa problème nga ko na dem si yoon mais kooku mooy syndicaliste mais syndicaliste boo xam ni état nga fi nekkal yow da ngay dund ci chauffeur rek d'accord maa léegi maa ngi ñëwaat ak tuuti maa ngi ñëwaat tuuti dégg nañ sa contribution am fu ma ñëw ak Pa kii Pa Wade léegi waaw tout à l'heure léegi Pape waaw Cheikh dafa am lu mu wax man wax dëgg yàlla jaaxal na ma man sama doom ma génnee ko kër gi doomu jàmbur ma fat ko di def ci moom lu ma deful ci sama njaboot kon état muy Macky Sall muy ministre transport war nañoo xool ne fekkente ne li ngeen di wax am na war nañoo jóg te jàppale chauffeur yi mënuma comprendre étranger ba jóge ci àll bi ñu am fi ay parking te ba pare ñemewu leen faa dugg te yéen amu leen ko waaw loolu jooy nañ ko fu ne jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg góor a bind na sunu góor a bind na fu ne pour parking ba tey jii la mujj waxaat ci problème mu parking mais loolu nag yéen ngeen def ne chauffeur si waru leen ànd ba tey la mujj waxaat ci problème mu parking ñun joxoon nañu benn parking au niveau du SIPS waaw ñu jox ko góor a xuma chauffeur gros porteur yëpp di fa taxaw dañoo xëy rek ñu encercler ñu ne ku fi yendu da nga fay bañ génnee ci parking boobu ñu jël ko def ko station loolu de jaar xaaral ma jël ki ci ligne bi daa mel ni sa gars yi sa yaram tàng na yéen daa mel ni am na lu leen métti tey allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah ba da ngeen def ñu ngeen jaar de Mañang Wade taalibe Serigne Touba Mañang Wade taalibe Serigne Touba Mañang ñu ngi lay siyaare Mañang ñu ngi lay jaar de naka yi tey ñoo ngi siyaare Pa Wade moom bu baax a baax jërëjëf di ko jox wàcc waayam Pa Wade yi ngi déglu waxtaan am na solo trop mais li ngeen wax ci takk der yi li ngeen ci bàyyi moo ëpp ñun ñu yor gros porteurs yi waaw sonn nañ de yàlla xam na ko Pa Wade li wax ni diggante Dakar ak Louga waaw 17 montage moo fi ne ëpp na ko maa la wax lii mais montage yooyu nan ngeen def ak ñoom montage yi ni ñuy def ak ñoom xam nañ ko parce que da ngay ñëw ñu jàpp la waaw te mën nañu laa jàpp ci loolu réglementé mën nañ laa jàpp ci loo xam ne réglementé wul non kuñ jàpp ci loo xam ne jaar moom ku nekk en infraction ñu jàpp la wax dëgg yàlla ko kala jàpp wàccoon na ak yow dalaa war a jàpp d'accord mais nag duñu la jàpp ci loo xam ne lu walaa bëgg la xam nga am na lu ñu leen tegal dañu leen rusé ngi nii waaw ñu la dagal rusi waaw mais soo leen nee dagal moo rusi ñun la amuñu rusi mais alhamdulilah bu demee bay monté ci tel te amu rusi man naa mën a waat te loolu est-ce que parce que fa muy monté ak fa rusi bay nekk day mat ay 5 kilomètres wala 6 kilomètres yow ba nga gaara sa oto guddi nga bàyyi foofu dem ci benn brigade yi daggi rusi loolu xam nga mënul nekk kon nga def nan ngeen nan ngay def da ngay jël attestation ba wala naka ngay def arrestation bi leen li arresté politique defal la ko ñaari fan te nga war a départ fii lu ko war a dem Dakar wala sa bagage war a ñibbi si waat est-ce que mën nga koy def 2 jours déedéet léegi nooy def ba récupérer permis nag waa kay léegi nag ñu jël sa permis wala ñu jël sa carte grise nga war a dem Dakar léegi war a fa def ñaari fan léegi sa attention jeex Dakar léegi nga sa bagage war a ñibbi si waat Louga léegi naka ngay def non comme yéen problème waaw comme yéen a ngi jànkonte si yéen boobu boobaa yéen ki nga xam ne tey dalay baal wala du la baal naka lay si nga affaire buñ ko coos dama bëgg seen métti fekkee loolu am ngeen wax ne nangam la xam nga parce que ñoom li ñuy bëgg moom xam nga ko waaw li ñuy bëgg moom suuf la nit yi waaw parce que xam nga ne yow da ngay gis koo xam ne da ngay xool table de boro otaam nga fekk rusi ba tegal fa nga ñëw mun la aw ma rusi
te da ngay gis aussi bi teg sa bët benn kuréel ngi ni mën la bii jeex na te jeexul su waakay li muy soxla mooy lamb sa poche jox ma dem. ah loolu da xamal naa la ñaar. waaw kon ne Macky Sall war naa dugg ci camion yi kaalaw di xool gars yi. li ma lay wax nii xam naa ne moom wax dëgg yàlla foo xam ne man Louga Dakar laay daw. yaa ngi dégg. te démb doo nga ci mujj démb dama jóge Dakar. waaw. ñëw ba Tivaouane ñu jàpp ma. te liñ ma jàppee amul fenn. sarse naa peese naa joxe naa pont bascule. waaw dawal naa takk naa sama ceinture aw ma kon usé. ñëw ba ci agent bi mu arrêté ma taxaw mu contrôlé ma. ni ma yow da ngaa bari infraction ma ne ko ban ak ban. mu ma insécurité de transport ma ne ko ci lan. insécurité de transport maanaam mooy lan. mun ma man ay tubaab laa la wax ma ne ko man ay olof laa la wax man dama ne insécurité de transport mooy lan. damaa yor loo xam ne danger la wala damaa yor loo xam ne day gaañ nit wala damaa yor loo xam ne si day wóoruma jaar ci sëñ bi loolu laa bëgg xam mun ma en tout cas daal insécurité de transport laa lay jàppee. loolu laa lay jàppee. loolu mooy insécurité de transport mooy yaa ngi yëpp loo xam ne lu wala boog oto bi mi ngi am wartu la dem peut-être insécurité de transport sa bouchon roue manqué na kooku insécurité de transport la. sa faute ak waaw yooyu yooyu insécurité parce que yow lay aar yow mi ci oto bi yow lay aar parce que roue bi bouchon yi dafa war a mat loolu yu mel noonu la ñuy wax insécurité de transport quand même mais loolu war na la ci citeel benn quand même na la lii la voilà très bien voilà xam nga man bu fekkee dañ ma ne sa benn bouchon dafa manqué mën naa ne insécurité de transport la wala sama pare-brise dafa toj wala sama produit dafa usé yu mel noonu mën naa ne insécurité de transport la mais dama bëgg mu wax dama ko ni wax ma lan mooy insécurité de transport ak lan nga ma jàppe mun mën daal insécurité de transport laa la jàppe xanaa dana la jox ni joxañ baara waaw léegi joxuñu ma benn baara léegi noo def kooku gendarme wala policier la mu arrêté ma wax mu arrêté ma bi ma arrêté waaw ma dawal sama oto ba ci brigade bi ma dem ci commandant bi waaw ma expliqué ko wax ko mun ma ana oto bi ma ne ko oto baa ngi ñu ci biir brigade bi mu génn boole ma benn agent ni ma demal nga xool oto bi ñu ñëw xool oto bi gis ni li wax ni dara amu ci ma retourné mu jël station bi bind ci casier bind ci yàlla ni ma demal mu jox la sa pièce. très bien nu mu tudd saxati Mañang 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 waaw foofu nga teg sa baaram foofu la gis nga maanaam chauffeur loolu moo leen jaralul moo tax ma ne la ki ko monteloo ci tali bi da koo sant ne ko boo gisul ku nekkul yoon jàppal waaye boo gisee ku nekk ci yoon baal kon noonu nga def bu chauffeur sépp defoon mu jarale ñu def demi tour dem ba ca ka nga xam ne moo leen yebal nga kaay xool oto bi ni mu mel fekkente ne am na loolu ma fay bu amul loolu nga taqale ma ak moom mais am na ñoo xam ne du nangoo def loolu te moo lay wax ne ña leen yebal toog ca bureau ya santu leen ñuy teg chauffeur si métit peut-être nag ci ñoom am na ci nag ñenn du ñëpp quand même am na ñoo xam ne bu ñu calculer xool sa oto mu normal jox say kër nga dem mais am na ñoo xam ne ñoom créer ay infraction da leen neex mais loolu mooy problème mu chauffeur si loolu lan ngay wax si lii tax lan nga tu mën a sa morom chauffeur yi créer infraction moom li ñu gën a yomb mooy policier yi policier la gën a yomb ci gendarme gendarme sax da nga ñëw mu contrôler leen rek ni lii laa lay contrôler nga jox ko loolu mu bàyyi la nga def mais policier moom da lay ñëw nga mu laaj la permis 4 à 10 ñaari 4 à 10 assurance licence ñaari assurance nga jox ko lépp mu ŋàbb ko commencé ci bopp oto bi wër ba diir si waat fa mu commencé woon ñëw taxaw ne la am nga infraction sàngam so lam lay wax ni yow sa wàll bopp yow mu yor oto bi gisoo ko tout le temps day am mu jaral la yaa ngi romb gendarme bi ñëw contrôler la nga teg ci police bi contrôler mais gendarme bi nga romb nan la maa def ba gis infraction ba police bi waaw wax dëgg yàlla loolu problème la mais wax nga lu am solo wax nga lu am solo taalibe Bamba wax nga lu am solo kon ñu àggale tuuti ki nga xam ne mooy en tout cas daal ñun xam naa li yaar ñun daal sonn nañ képp ku ñu mën a dimbali ñu parce que ñun sonn nañ gis nga parking yooyu muy wax waaw demal plateforme tey jii nga dem di sarti ji ceeb boo duggee plateforme dem di sarti ceeb sarti woo dañ lay génne ci parking bu yaatoo nga fa malien ñoo ko moom te yow dafa fanaan te ñoom malien yi fa la ñuy fanaan ñoom kon lu ñuy wax ni parking ay parking am nañ ko plateforme ma nga fa ay boo demoon Papa dañuy xam na plateforme bu baax a baax war a sarti sarti woo dañuy wax ne génne sa oto waaw te bambara dañuy sarse wala ñu ñàkk a sarse ñu gaare fa 5 jours wala 6 jours waaw jërëjëf sax taxaw di léegi boo sarse léegi boo sarse sax doo taxaw di fa baase xanaa loolu gën a dee
jërëjëf jërëjëf Tall Bamba ñu dugaat tuuti ci émission bi bu baax nag wax dëgg yàlla rajo moom suñu rajo la il faut ñu remercier leen bu baax a baax ñu ngi kontaan ci yéen bu baax nag. jërëjëf ci kaw ci kanam rek ñu ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam. waaw jërëjëf ñu gàdduwaat ligne bi tuuti ma àggale sa waay tuuti pour ñu mën a toog tuuti kanam ñu téye ligne bi waaw jërëjëf Wade yaakaar naa ni loolu sa gars yi wax dëgg yàlla li Tall Bamba wax loolu am solo parce que tamit jar na ngeen di dem ci ki nga xamante ni ñooy autorités yi ci seen kilifa boo demee seen kilifa ñu delloo leen mais tamit li ngeen wax man maa ngi jégalu li ngeen wax muy ci wàllu muy parking yi man de wax dëgg yàlla xamul lu tax waru leen mën a am parking góor war na mën a taxaw wala mooy si responsable ngeen war a lu tax mu parce que man mënuma comprendre nga nekk biir Sénégal amuloo fi parking est-ce que biir Mali am ngeen fi parking. Mali ankay ba demee Kati. bambara yi cour bu mag a mag lañ tabax foofu. defal ko parking Sénégal defal ko parking ñëpp a fay taxaw bambara au Sénégal ñëpp a fay taxaw ba 22h ñoom dañuy am heure bu camion yi di dugg biir Bamako. ba 22h ñëpp dugg biir Bamako ñi war a dugg ñi war a dugg des ci parking boobu ba côté au niveau du Mali amuñu fa problème. au niveau du Sénégal gii ñu dëkk nañ ci lañ am ay problème maliens yi ca Mali kon jox nañ leen seen gëdd wutal nañ leen parking bu mag xam ne yéen ñëpp yéen a koy bokk. jox nañ ñu suñu gëdd mais fii ci Sénégal lañ ñu joxul benn gëdd fii ci Sénégal mënoo ne parking bii camion yee ko moom. mais nañ def amu ci. mais pour ki démb la préfet génnee benn arrêté bi nga xam ne nii lu wër port bi ak lu ko jege ak escouade fépp da koy tere te yow joxoo ñu benn parking bu ñu mën a taxaw. mais maliens yi nañu def ca Mali ngeen bokk ak seen morom mi nawle nga yëpp chauffeur la malien ba sénégalais chauffeur la est-ce que mënuñu ñoo def noonu aussi fii ci Sénégal parking yi maliens yi am fii ngeen bokk parce que yéen a nga bokk fële kay war ngeen mën a bokk fii. non xam nga boo gisee lu mel nii. ñun dañoo amoon ab parking. joxoon nañ bàyyi góor a benn parking bi nga xam ne nii ñu koy wax SIPS fa lañ daan gaare. lu ëpp ci gros porteurs yi bokk fa lañ daan gaare mais parking boobu dañoo xëy rek ñëw ñu ne jóge leen fi ab station lañ fay def daat fay def station. boobu mën nañ ne boobaak léegi ëpp na fukki at. station baa nga fa di continuer di doxal ñu jëlee ñu fa. da leer ne kon loolu autorité la. bel et bien foofu kay. autorité la autorité ko def bambara yi ñu ngi leen jox rifisaak ñoom dañoo gérer seen parking defar ko ba tëj ko benn bunt kuy dugg da ngay chaîne lañ fa def kuy dugg dañuy wàccee chaîne gi nga dugg. te foofu ñoom maliens rek ñoo fi dugg. maliens yi kese ñoo fay taxaw amul benn sénégalais boo fay gis. wax dëgg yàlla barki démb la wax dëgg yàlla métti na li ngay wax mi wax dëgg yàlla métti na trop en tant que sénégalais. wax dëgg yàlla ministre transport war na xool li nga xam ne tey nga xam ne mooy askanam wi mu jàppale leen parce que loolu man mënumaa comprendre ca Mali ngeen bokk ca Mali bokk lépp du ngeen réeroo ci Sénégal fii ngeen dikk fi ngeen dëkkee war fee gën a féexu leen wax dëgg yàlla kooku moom bu amee c'est de l'injustice totale loo xam ne autorités yi seetaan nañ chauffeur si wax dëgg yàlla comme li ñu gars yi wax daal chauffeur daal jàpp naa ne ñii ñu ko bëgg bëriwul chauffeur daal mën naa ne ñi ko yàlla maintenant ñi ko bëgg très dur ñi ko bëgg mooy seen yaay ak seen papa gars yi wax nañ ko de ñoom kese ñoo bëgg chauffeur mais amul keneen ku bëgg chauffeur li ñuy ndax yow da ngay xool ku déparé fii sab camion foo taxaw ñu ne la bu fi gaare ah nga ne soos Dakar amoo foo gaare da ngay mujj ci comaytu ci mbedd yi ak di laqatu foo taxaw sabo yi ñëw taxaw sabo la 6 000 francs 12 000 francs ah loolu ab camion nag kenn du ko yenu waaw loolu am na xam naa daan ubbiwaat leen bi léegi gars yi may nañu dans 2 minutes incha allah téléphone baa ngi toj mais dans 2 minutes daan ubbiwaat leen bi muy ci problème mu permis à point yi doon dugg sànq Pape. permis à point yi dañ ne ñi am permis 2020 6 points lañ leen di may 6 points waaw. ñi nga xam ne 2019 wàcc jëm suuf ne leen 12 points lañ leen di may. waaw loolu am na. loolu lañ teg ci plan revendication. waaw boo laalee ligne continue bi ñu yekki point am na yenn infraction yoo xam ne ñu dindi point ak fi nga xamante ne tey man tey ci kii kan moo war a dindi point yi. policier mooy wala gendarme bi mooy ki nga xamante ne tey yow 18 montage comme ni ngeen ko waxee 18 montage boobu ba tey créé ne yaa ngi def ay insécurité de transport
kooku bu la dindee bala ngeen àgg ñu nang ko. ñu nang ko permis bi parce que am benn point boo xam ne point bu am solo pneu usé ñu ne pneu usé dañuy dindi benn point. waaw mais pneu usé kay chauffeur moomu ko pneu usé kay transporteur moomu otom. moo ci monté pënaam. kon pneu usé nan ngay jàpp sa bi daw pneu usé nga dindi point kon yaakaar naa ni li nga xamante ne mooy permis à point itam aussi war nañ ko xool ak foofu yow lan nga fi wax gaañ ñi. gis nga permis à point yi ñuy wax nii. du dem Sénégal ndax ñun eggaguñ foofu. gaa ngi ci bu baax de. gaa ngi ci mais du dem ndax ñun eggaguñ foofu. li ma dégg yow da ngay xool ñun tëli bi nga xam ne nii chauffeur Sénégal yi ay jàmbaar dëgg lañ wallaay lazim chauffeur Sénégal yi ñoo man ci réew mi. da ngay xool yow tëli bi nga xam ne nii matul 7 mètres. 6 mètres et quelque la oto bu nekk dana jël 2 mètres et quelque. mu des daanaka 60 centimètres 60 centimètres yi ci la ñuy rombante di dem ak a ñëw chaque jour. kon chauffeur Sénégal yi gàcce ngalaama. mais yow ab nga ne da ngay indi permis à point bu dee au niveau d'Europe man sama papa fa lay dawal bi ma ko laajee mu ne ma bu dee Europe 40 points lañ lay may bu dee gros porteur 40 points lañ lay may bu dee Europe. te nekkul ne gendarmerie moo koy dindi nekkul ne police moo koy dindi am nañ seeni appareil yu ñu monté ci lépp loo def ci kaw tëli bi rek appareil baa ngi jàkkaarloog yow. moo la koy signalé. mais bu dee fii tey jii buñ nee permis à point amaguñ ñun boobu matériel amaguñ yooyu tëli. xanaa gars yi daan ko indi xanaa. fu ñu koy jëlee yooyu milliards ñu defal ñu ko ay parking yokkal ñu suñ tëli yi loolu. gis nga lii indi accident comme ni ko góor xum ma waxee. mi ngi ci bopp chauffeur yi. buñ mettroon chauffeur yi bonne condition. ñu am fi nga xam ne nii buñ sonnee mën faa dem gaare ay parking yi nga xam ne buñ sonnee mën faa gaare di am ay restaurant am lépp mettre chauffeur yi bonne condition. wala lazim léegi accident jóge fi. loolu moom dama ci d'accord ak yow parce que wax dëgg yàlla. je pense que ni li nga xamante ne mooy. mais yow da ngay xool boo laalee luñ ko ne bi ñu dindi benn point da ngay xool boo sa pneu usé ñu dindi benn point boo amee lampe bu tàkkul ñu dindi lampe bu tàkkul chauffeur moom moo koy def transporteur mooy defar oto ba mu baax jox chauffeur dem dawal. jox chauffeur même bu dul loolu sax ak tali yi bon yi nga xam ne da ngay dal ci secours daal ci dal lampe. lampe kii wax dëgg yàlla tamit. dégg naa président naan defaraat nañ tali tey la tali yi gën a bon ndax tali yëpp a xat. dafa xat moom. tali bu xat doo jóg ci accident gis nga ko diggante Ngumba ak Louga chaque jour chauffeur yi jooy nañ ko fu nekk bañ yaakaar ne sax dañuy defaraat tali bi ñu ñëw renforcer ci kaw mu gën a kawe foo cëppeeloo dem nga. waaw parce que am na ci secteur bii boo xam ne secteur bi fi ëpp choc ci secteur yi la fa ëpp choc tali bu gudd boobu moom moo koy def. moom moo koy def ndax boo wàccee ba pare. xaay njël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na daf ko kal ak fooy woote. man As Guèye Dakar lay woote. Dakar lay woote man la As Guèye. As Guèye. waaw. As na nga def waay. nga invité Pa Wade xaw ma léegi nag moom chauffeur la maa ngi dégg mu koy jàllale ci groupe bi ma ne naa ci participé woo ci. As Guèye man la Pa Wade. waaw Pa Wade siyaar naa la. ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la jox sa wàcc. waaye yaa ngi am jàmm na day tey. ñu ngi sant bu baax a baax. non man xam naa dégg fii ma nekk nii sax mënu ma am rajo bi quoi doon naa ko essayé jàpp mais day suuf rek jokkul. waaw parce que fekkente ne am nga connexion. boo amee connexion boo duggee Play Store nga def Leeral FM li ngay wax ni da nga ko jàpp léegi da nga jàpp lépp en direct mais ñoo ngi waxtaan ci seen jafe-jafe yi nga xam ne mooy diggante gendarme yeeg seen jafe-jafe diggante yoon weeg seen jafe-jafe diggante parking yi nga xamante ne tey soxla ngeen ko Dakar te mu leen ko am te bu ngeen demee ba Maliens yi wutal nañ leen parking boo xam ne yéen dëkku leen fa tey fa ngeen gën a nekk à l'aise fa ngeen gën a amee jàmm sax fii ngeen dëkk te chauffeur dafa war a am parking boo xam ne bu sonnee bu duggee fii noppalu nelaw am kii bu baax ci loolu lañ nekkoon tey doon ci waxtaan ak permis à point yi lan nga ci indi comme contribution. waaw comme ni contribution bi mooy que comme ni ngeen ko waxee rek parce que ñun rafetlu wuñu en tant que sénégalais dëkk ci dëkk bi. di fi defee lépp di jëriñ dëkk bi te muy ñu am benn njëriñ. kon
donc xam nga kon loolu moom du loo xam ne dina lu am solo la parce que man mi waaye dama doon dem ko di waar ay parti na fa nekk soo demee da nga nekk en l'aise jaare sa oto sangu ba set soo génnee sa lekk doo am benn problème doo xalaat sàcc doo xool ku lay déranger waaw mais Sénégal daal dafa mel ni ñun daal dañuy fi jël rek sànni ñu fi bon dëkkuñu fi daal ñu bàyyi ñu fi am mënatoo taxaw si wetu télé bi foo taxaw ñu sawala soo déparé sànn foo taxaw daal yow daal sëfoor si daal jàpp naa mooy noonu waa dëkk bi mooy noonu état yi pour man kon man su ma tënkee su ma jàngatee njàngat yi ngeen wax kon damay jàpp ne kon tey chauffeur camion bu fi choqué wala bu def dafa ñàkk a noppalu dafa ñàkk a fiduwa dal wala xel maa dem waaw dëgg la waaw yooyu yëpp da cee bokk parce que loolu chauffeur mënu koo boole ba pare bëgg tranquille quand même wax dëgg yàlla non mënul moom nekk parce que dañoo bari ay jafe-jafe yoo xam ne vraiment soo déparé bi bon bësul yéeg da ngay tiit sax da ngay chauffeur sax booy dawal ba gis ku sol mbubb mu bula képp tiit nga def ne gendarme waaw ñun dañoo yóbbu suñu fit yi vraiment nag war nañu yàlla jàppale ñu dimbali ñu nekk à l'aise mën a gérer suñu famille gérer suñu njaboot wax dëgg yàlla gars yi war nañu jàppale moom métti na wax dëgg man de mosumaa yaakaar ne jafe-jafe bu mel nii ci secteur gros porteurs yi ñoo ngi fi mën naa xam nga am na loo xam ne sax duñ la ko mën a wax duñ la ko mën a wax mais li ci biir moo gën a garaaw li feeñ ñun sonn waay goo xam ne si ne daal nañu yàlla jàppale rek ñun suñu daanaka ñu sonne daal mooy chauffeur bi daal nekkatuñu à l'aise ñi nga daan yor di mën a dimbali ay nit sax chauffeur bu liggéeyal mën a too ko toujours ñaa ngi ci problème tey di dund ci danger non gis nga boo ñëwee sax benn dëkk war a freiné war a lekk dañ naan la fii doo fi taxaw demal génn dëkk soo génnee dëkk bi lay gaare comme Kébémer rek ak Fatick comme Kébémer ak Fatick Kébémer foo droite ñu ñëw jël say pees da ngay fay 6 000 francs ci chauffeur bu dawal ba war a lekk wala nga war a ngan naan war a noppalu war a julli wala tuur ndox war a taxaw 10 moins 30 minutes mais loolu est-ce que àgg ngeen ci autorités yi nga xam ne ñoom parce que lu mel noonu war ngeen mën dem Kébémer commandant gendarmerie nga fa commissaire police nga fa lu mu gàtt ay doomi aadama lañ te doomu aadama dañ leen fee teg ñoom pour ñu ñooy bay faalu askan bi est-ce que yaakaaroon ne bu ngeen demoon ba foofu waxtaan ak commissaire ba naka na wax dëgg yàlla fekkente ne ñëw naa ba Kébémer fii war a tuur ndox wala ma war a julli wala ma war a xiif war a lekk wala ma gëmmentu war a tëdd nelaw parce que gëmmentu dalay dab mais ngeen ne ko est-ce que yoon may na ñu dem ba ci àll bi di tëdd nelaw mais wutal la ñu foo xam ne danañ fa gaare bu ñu waxal gars yi sa gars yi bu ñu fekkee te ñu may ñu loolu loolu boo ko defee mais boo ko waxee ki nga xam ne mooy autorité bi te muy nit di xalaat dana xam ne loolu dëgg la am na ci yoo xam ne nag agent yi koy def te kilifa gi yëgu ko mais fa ngeen amee problème fa ngeen di dem jooytoo ko fa xam naa ci lenn ci waa Kébémer am na ci loo xam ne ci seen commandant yi am na ci loo xam ne ci seen commissaire wax dëgg yàlla man day ci li ma yor muy oto yi ndaw yi taxi saa wuñ ci amee problème saa wuñ demee danañ ci am satisfaction parce que danañ ko lijjanti mais nag ñoom xale agent yi ñu yebal ci kii bi ñooy tëradi mais dem leen ci loolu parce que jaadu na il est temps parce que affaire bi du wax rek bu ngeen ko waxul du saafaro da ngeen toog ba comme yéen ci social ngeen liggéey ngeen toog benn bis décanté seen situation dem Kébémer fa ngeen amee problème jël taxi jël oto bu ndaw dem mu recevoir leen pour ko waxee la ngeen xam ne oto bu mag ku ko yor xiif da nga wàcc pour lekk te doo dem ba ca àll ba dafa lekki boo bëggee julli da nga taxaw julli soo bëggee gaanuwaay da nga dugg ci station wala nga dugg feneen mais fekkente ne fu ñu la fekk jàpp kooku bu ngeen leen ko waxul bu ngeen leen ko waxul seen jàng du feeñ dem nañ ci autorité wax leen ko ma nekk la benn affaire waaw dama mas a ñëw Mbar day dikk foofu weere ay minuit daal nga xam naa su ma jumul 1 heure du matin wàccee sama lal son droite ci enfance brigade bi soo dépassé noonu tuuti ci station bi wàcc tali ba mu jeex ma wàccee sama lal pour tëdd bi ma commencé tëdd ba pare gendarme moo fa dawala rampen mo ana chauffeur mu ne ko chauffeur dafa dem këram waaw mu ne ma jox ma pièce ci oto bi ma ne ko non man mënu ma laa jox pièce ci oto bi fekk boobu man maa ngi chauffeur waaye ni ma yee ak ni ma def rek dama xamul nu mu demee noonu daal waaw mu ne ma léegi indi sa carte d'identité waaw comme apprenti nga ma jox ko carte d'identité mu ne ma am nga sens soo joxo woon carte d'identité bi danaa la tëj mais chauffeur bi bu ñëwee mi ngeen ànd ñëw foofu ma xëy suba dem ba Mbar gaare sama oto jëlaat sama tànk ñëw
permis boobu def na fa carte d'identité boobu def na fa 6 mois. intervention bu ne ñu ne mu ne moom soo sëgoo bi nga tëj la ndax waroo woon a gaari fi nga gaari tëdd ci dëkk yàlla xam na loolu. waaw xoole yooyu yu métti yooyu te départ bi saa sol jànkonte di sonn war a tëdd nelaw nga gaari ci àll bi ñu agressé la sàcc sa bagage. waaw loolu xam nga gros porteur moom xam nga camion gros porteur moom dañuy yor bagage wax dëgg yàlla war nañoo gaari fu am sécurité nit ñi war nañu am gaari fu am sécurité ñoom sax dans les normes bu ngeen agsi woon ba police sax ci ñoom war ngeen man ko damaa sonn xaaral ma tëdd fii ñu ne leen nelawal ñoom ñoo yor sécurité ñoo yor sa sécurité parce que bagage jaamoom nga yor loolu sax ñoom la war dañ laa war a aar ci côté boobu parce que yaa ngi naan chauffeur bu dem ba gëmmentu ñëw ba seno da wax dëgg yàlla man damaa gëmmentu wala ñu la tëddal fee nelaw pour mettre la sécurité parce que ñoom loolu war parce que problème lu ñu lay daaneele rek la ñuy wër de jërëjëf kilifa gi ñu lay sant di la gërëm wax dëgg yàlla ñu pour mu kon nekk Pape loo dégg ci li sa waajee wax foofu xam nga métti di fépp lay jooyee ndax fi mu toll nii képp ku fi dugg rek li ngay bépp chauffeur bu fi dugg ci ligne bi rek li ngay njëkk a wax daal métti liggéey ci affaire allo waaw salaamaaleykum kookal la actuel moo duggaat ci affaire permis point yooyu waaw kan la Cheikh actuel waaw Aïcha bismillah waaw xam naa permis point yi xamat la mooy kan la ak kan moo koy marqué ak naka la li ci topp mooy jàpp naa ne avantage bi am de loi yi la comme ni nga waxee léegi ay yi baaxuñu nga yor say lampe normal nga dem ci pax yi lampe yi coupé nga dem ci benn montage mu jàpp la ne la am nga problème lampe wala am nga liñ ko dina baal leneen ak leneen te la lii kat point la léegi boo nee point la léegi day droit loo fay jéem a lijjanti yow dara dana yokk seen kër affaire non moom permis à point moom bu fekkente ne agent yi rek la ñu bàyyil waaw chauffeur dootu am permis très bien chauffeur dootu am permis parce que lépp la ñuy nangu parce que koo xam ne da lay créer di sos bis boo ko joxee karawaas goo xam ne da koy dóor te kenn du ko dindi yaakaar naa ne dana metti ci ñun da ngay jeexal tànk te xam nga man xam nga te xam man chauffeur la xam nga man lan laa mënta nangu loolu tim ngeen wax ma seen gisin mooy que ne chauffeur bi ay point lañ koy may bu point yi jeexee ñu nangu permis mutiwaat permis fii bis bu nekk nga gis fi médecin boo xam ne day def ci opération erreur ba rey nit ka kenn nangul diplôme ba nga bërki démb rek tey ci journal bi dégg ngeen docteur ba sàcc télé ba yóbbu ko këram yóbbu ko këram kooku wartoon dem kaso waaye ñi di ko ñaan bañ bàyyi ko léegi fan lay wànnentu wéré kooku diplôme am kenn nangu ko moos léegi ko ñun suñu diplôme bii ñu yor di ci suñu sutura ay juróom benn point nga di ko nangu nit moo cee dundal njabootam bu pare mu war a commencé à zéro lu ma la mën a xamal daal mooy te di kan gouvernement bii yërëmun naa te ba ñu xam ne fekkee noonu dama moom ëndut dawal moom waaw lu ma la faj ne mooy ma jëm kanam borom a koy fajal boppam nan dem ci gannaaw góor a xuma loolu ko parce que man sérieusement góor a xuma ni ma gisee mais est-ce que góor a xuma est-ce que góor a xuma rek mën naa rek la yëf yi waaw mais bu ñu amee bu ñu amee ñeneen ñaari góor a xuma waaw parce que boo xoolee loolu boo xoolee lu mel noonu ah waaw góor a xuma dafa yor oto yu mag yi waaw oto yu ndaw yi am na ñeneen ñu ko yor waaw ñooñu nag ñoo war a gisee seen bopp ba def benn syndicat national nekk benn fekkente ne askan wi fekkente ne chauffeur lañ bëgg a xeexal nañu def benn bloc du tee góor a ma ngay gérer camion ya du tee Fallou Samb ma ngay liggéey ca leneen te wax dëgg yàlla li ma gis loolu ngeen a taggee góor noonu li ma gis naa Fallou Samb te liggéey lu am solo mi ngi xeexal chauffeur si mi ngi defal lépp sa kon ñooñu buñ boole seen doole du tee kenn ku nekk nag nga nekk la nga nekk mais ñu am benn seen fii ak defuñu loolu am benn syndicat national boo xam ne taxaw leen ñëpp taxaw jóg leen ñëpp jóg fii ak amandu ko état bii du ñu yërëm mukk ilaa yëmi den du yërëm mukk wala au moins état nekkul camion nekkul particulier nekkul lépp ñëpp la
parce que tey boo xoolee. boo gisee ci ay boo demee côté enseignement. ci njàngale mi tey syndicalistes lañ leen defal. fexe ba boole leen ku ëppale. jiitu mooy bi ñuy def seen kii national yooyu assise nationale ci Sénégal waaw kon loolu war naa mën a am fii ci chauffeur su ne ñu xool ñi xool góor ñu xool ñu seet kan mooy jiite yëf yi ku ci ëpp mbooloo jiite yëf yi ka ci topp ka ci ñu yëkkati dóorandoo te wóolante fekkente ne loolu amul rek kenn ku ne seetoo njëriñu chauffeur yaa ngi seet sa njëriñul bopp waaw en tout cas ñun daal ñu ngi si erreur boo xam ne xamul suñu koy jooyee ñun vraiment. parce que lii moom bu fekkee am na moom jërul sax ñu dawal. parce que lii fi ñu ñun kenn xamu ko. kenn xamu ko moos. loolu waaw vraiment doy na waar trop quoi. jërëjëf sama waa ji. waaw jërëjëf rajo seen rajo la yéen a ko moom. oui jërëjëf kontaan nañu baax a baax. jërëjëf sama waa ji. léegi Pape looy dolli ci loolu. waaw gis nga comme ni ko Cheikh Kell waxee gis nga permis à point bi bis bu du ma ne du jàll de mais bis bu jàllee boo demee voyage boo ñëwee jeexal. lu ñu waxee boo jigee jeexal xam naa ne bu fekkee ne gendarme koy contrôler wala police wala keneen ak keneen. boo demee boo ñëwee jeexal. ku ci dem voyage boo ñëwee da nga jeexal ndax liñ dëxañ ci permis à point yëpp sax. waxuñu ko. liñ dëxañ ci permis à point yëpp waxuñu ko. xaaral ma jël keneen kii di woote man yaakaar naa tey sama émission bii du àgg ndax sa gars yi salaamaaleykum. salaam Alaaji Galaye Layaan. waaw kooku kana sama waa ji. man Maysa. Taal daay. oui ma dimbali ne bu fi taal daay gi. Galaye namm naa la. fii la ëppee. ana wax Louga mbaa ñëpp a ngi ci jàmm. ñëpp a ngi ci jàmm sama waay ñëpp a ngi ci jàmm. waaw maa ngi am mbégte trop maa ngi déglu sa émission bi fii ci Tamba. Tambacounda. waaw jërëjëf sama gars yi maa ngi koy déglu en direct. jaajëf waay sama waay. waaw mais kontaan nañ trop maa ngi lay nuyu lu bari di nuyu waa Louga yëpp di nuyu Pawad moomu. sama xarit. waaw Pawad ana conteneur yi. ñu ngi lay ziare bu baax a baax conteneur yaa ngi fi. di nuyu ñoom Maada Diba ak Guèye ñi gars yi ci yor jot a jaar yëpp ma ñang waat. maa ngi nuyu ñëpp mais Galaye sa émission yi vraiment ala daw mel na quoi. waaw non yéen ko moom kooku leeral FM leeral FM la kooku ñoom maam Ousmane la. wallaay ñoom Oustaz Baba. bare dëgg yàlla ñooñu la tey moom ñu ngi Louga quoi. waaw jërëjëf yéen ko moom. mais lan ngay contribuer ci li gars yi wax. waaw li ñuy wax nii mooy dëgg. Galaye maanaam chauffeur yi. chauffeur yi sonn nañ Galaye. wallahi chauffeur yi amul luñ sonnewul billaay wallaay jàmbaar lanu mais dañoo sonn. Sénégal nag man li ma leen wax rek dañu fii ngal ngay naan accident yi mu leen accident yi moom état bi la. est-ce que tey yow mënoo yoru oto. waaw. dëkk boo ni salaamaaleykum ñun la dofi. boo bëggee gaare ci àll ba agresseurs yi sàcc yi ni la dofi. da ngay mujj obligé daw rek. daw digg Medina forcé waaw. da ngay daw rek ba dee. daw ba daanu dee wala soge ñu naan ndeysaan gone la woon ku mënoon dawal la ku ma fekk ñoo la rey. lu wér nga wax. wallahi te seetlu li ma lay wax nii. dëkk yi maanaam yàqaluñu chauffeur yàqaluñu oto yi seen bopp la ñuy yàqal ndax yow tey oto bi bu faree nee ci dëkk bi lu mu gàtt xanaa dana fa jënd reer dana fa jënd ndox. dana fa jënd gasoil dana fa jënd huile wala lekk wala naan. loolu mu koy jënd bu économie bu duggaat ci dëkk bi. kay. seetlu dëkk yi fii bañoon oto yi taxaw ko yëpp boo xoolee léegi dañoo arrière lu ci mel na tey Carrefour Jaarume tey. daa mujj borom restaurant yi ak borom bitig yi ñoo doxum ñaxtu dem ba ca mairie ba ni ko dañoo bëgg nga bàyyi oto yi ñu taxaw. seetal li waaw xëppantum gee noonu fan yii noonu lañ def. parce que mënoo ni sala foo ni ñun ñu ne la dofi 12000 6000 9000 3000 rek. te mujj obligé daw rek dem sa yoon. bien sûr parce que léegi nii wax nga lu am solo parce que fekkente ni yéen bu ngeen gaaree ci dëkk bi. waaw ñu bind leen 6000 9000 12000. waaw nga génn ba ca àll ba tëdd nelaw. agresseurs yi ni la agresseurs yi kaay ñu wax ak yow. kon léegi finalement yow da ngay forcer donte sonn nga fii kat du ma fi taxaw dañ may jàpp fii kat du ma fi taxaw. dem rek dañ may sàcc da ngay daw ba nelaw naka ndëng. da ngay daw ba dee. kon maa ngi doon xam vraiment wax dëgg yàlla lii moom autorité war na ci. waaw ñaareel ba mooy tey xoolal boo jógee Rissa Tool wala Fuuta jëm Dakar. xoolal li fi ne ci montage.
kenn ku ne nag ak lam lay te dama ni leen yéen camions yi léegi yi duñu camions yu jëkk ya. bu njëkk wallaay. camions yi léegi yi dañoo bees. amuñu infraction amuñu dara loonu jàpp man benn policier xam nga lu mu wax Kébémer. waaw. ni ma sa pneu secours yi lu tax nga koy yeew ak chaîne. ma ne ko amee bu ñu koy yeewul ak chaîne jénge ko kànnaare ko léegi loo bëgg ñu def ko. waaw. mu ne ma tubaab bi defu ko ci chaîne tubaab bi defu ko ci ma ne ko mu ne ko parce que oto bi mu nekkee ca tubaab ba foofu amul ay kàmb amul ay sàcc. waaw fii nag am nay kàmb yi waddal pneu secours am na sàcc yu koy rocc moo tax dañ koy jénge mu ne waaw insécurité transport infraction la. xoolal loolu. waay yow yaa ngi sécuriser pneu bi maa la insécurité. yow kay yaa ngi sécuriser sa bopp di sécuriser pneu bi mu ne la insécurité transport. waaw. xoolal léegi maa ngi moom ñu werante si loolu mu génn ca ni ma léegi boîte pharmacie kon. boîte pharmacie. ni ma léegi naa ko jox boîte pharmacie. ma ne ko boîte pharmacie aw ma ko. mu ne waa kon dama lay bindal ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin bu dee ci bind rek lay yem. waaw mu bind ma dem commissariat fay ñëw jox ko sama reçu bi mu jox ma sama pièce mais Kébémer moom dama yaakaar ne xanaa moom état yi Macky Sall yëgu ko moom loolu laa yaakaar. mais peut-être ma defa ne man peut-être sama wala boog bu sama mémoire baax wala bu information bi baaxee. waaw dama yaakaar ne boîte à pharmacie dama yaakaar ni oto yi nga xam ne ñooy transporter di laaj xaalis rek dañ ko daan laaj dans les normes. en commun. waaw. en commun lañ ko daan laaj. man da wax dëgg yàlla même man ñun yow xam nga ma man dawal naa biis. yor naa cette place ñëw dañuy dawal biis yooyu te daaw ñu laaj yooyu. te loolu sax kenn jàppetu ko. te man damaa déggoon ni sax loolu dañ ko annulé. parce que koo bëgg a faj ku loo xam ñoo ngi ko prévoiroon. koo xam ne porte bi képp na la nga dem ci àll amoo koy premier soins yi nga laxas ko def ci coton def ci la ba doog a dem fenn pour faju mais yooyu sa pratiquement li ku sab loxo dagg bu la chauffeur génne baat bi la kaayam faj la boo ma di yaay daan bàyyi sama loxo bi ba da ngay daan waaw yet ngay jël sax yet ngay jël wax dëgg yàlla loolu moom ñaareel ba xoolal ndar tey boo fa jaaroon di jàll ndar dëkk mel na ndar tey boo ko doon traversé. doo bëgg lu bàyyi leen ak oto bi sax yow dugg oto ñibbi. dë waay. lu wér nga wax. ñetti montage yi policier. waaw. ñetti montage yi policier. waaw mais man montage yi. montage yi garaaw lu ma ko de. waaw. mais man je pense que montage yi war nañoo monté dañu monté. non garaaw na waaye buñu agsee gis oto bi nekkul benn infraction. buñ créé infraction nañ bàyyi chauffeur bi dem. waaw gis nga man oto bii ma yor. bi mu wàccee. maanaam côté bi ay katajob la ëndaale. waaw. ñu jàpp ma ci ni ma waaw dafa war a am ay lampe. lampe lan. ma dem jënd ay côté bu ne ma def ci 6 lampe. waaw. ñëw beneen policier jàppaat ma ni ma waaw warul am lampe yi katajob la war a am ma ne ko waa mais katajob yaa ngi noonu. mu ne waaw kun lampe yi pour cee nekk xoolal yii. xawla man daal man kenn mënul comprendre quoi moom daal man affaire yi. kon daal wax dëgg yàlla chauffeur si war nañoo jóg bokk ndey bokk bàyyi ànd ak syndicaliste yi bokk ndey bokk bàyyi pour xeex lii. waaw loolu kese nag moo fi mën a jël. waaw. syndicat yi moom maanaam. Sénégal benn syndicat la am benn. muy syndicat góoru xuma donc moo fi syndicat moom ngay nekk fii ba mu Burkina Faso Côte d'Ivoire am problème mu lijjanti la. kese. bon mais moom donc moo ko fi def. mais am na yeneen syndicat man nag loolu laalu d'accord ak yéen parce que góor xul non dama ni yeneen syndicat yi wuyu ma. waaw. yeneen syndicat yi man bu ma leen tudd bëgguma tudd seen tur ñii ay daw làq la ñii dañoo lekk xaalis wax leen ñu mer beru yooyu mu ñooñu man waxuma seen i wax. kon ndaxaw ñu sawar fu ñu ko wayu ma mais te yow xam nga ne yow kon loolu mel num góoru xuma kese mënut a xeex loolu. kon nga yaakaar nga ne nan lañ war a def est-ce que du chauffeur si ñoo war a xoolaat seen bopp. kaay ma wax la nag tuuti ci Sénégal. waaw. tey da ngay gis foo xam ni la muy formé syndicat pour lan. politique rek lañ koy defee ah. man gis naa fi ko woote ay nit xoolal woote formé syndicat am xaw ma am yi ay xaw ma lan jàppale Marème Faye
mais ñun ay Marème Faye tax ñoo jóg ñun suñu problème. xoolal loolu lu am la. buñ tudd tur wax dëgg yàlla loolu day wax dëgg yàlla loolu du syndicaliste politicien la kooku quoi kooku moom. ay politicien lañu dañuy xeexe. ñu ñooy seen yet wu ñuy xeexe. loolu dëgg la mais damaa bëgg ñu am fulla am fayda. jërëjëf sa waa ji ñooy. mais balaa yi am nañu waaw. am nañu mbégte lool nag kontaan nañu trop. non yéene ko moom. jeex na nag ma nuyul waa Louga sama gaa yëpp. taximaan yi ñoom maas dañ gaa yëpp. incha allah dinañ ko émission Sakho maa ngi nuyu ñëpp ah. jërëjëf émission bi seen émission la ñu waa Tamba wax dëgg yàlla émission bi seen émission la quoi. kontaan nañu. jërëjëf fii la maa ngi nuyu lu bari sama waa ji. sama waa ji maa ngi lay siyaare bu baax a baax. waaw gëj nañ gisal lool doom day. gëj nañ gisee doom day mais. léegi rek mais yàlla kon jërëjëf sama waa ji dégg nga loolu Pape kon ñu fàttali leen ñoo ngi seen émission li ci tali bi kàddu gi bàyyi foofu fii ci Montagne Nord seen émission li nga xam ne tey altine bu la ñu daloonoon ki nga xam ne mooy suñu invité di Pape Wade di vice président regroupement social gros porteur ñu am seen métti yu nga xam ne wax dëgg yàlla métti na ci xol lool am na ci yoo xam ne man ci transport yaakaar naa ne lii amul ci transport tey gis nga gars yi daan Pape sa gars yi ngi woote fu ne. gars yi kay tey ji seen yaram daa tàng mais xam nga affaire yi dafa méttee ndoo rek moo tax. waaw xaaral jël ki ci ligne bi bismillah. allo waaw Galaye. waaw sama waa ji. waaw na ngay ràññi Maodo maa ngi lay. El Hadj Maodo borom booy yow góor xu mën nga fare ko non da ngay wax góor nag mu dox ci li nga xamante ne fexe ba def benn syndicat national ñi nga xamante am du ñëpp du góor xu mën rek a baax waaye itam du ñëpp rek a bon. seetal ñu baax ñu ànd. waaw xamuñu fépp lañu laal fépp lañu xam man du ma chauffeur bu ndaw xam nga. waaw man xam naa lépp 88 ba léegi maa ngi dawal. xam naa kuy jàppale chauffeur ak syndicaliste boo xam ni dafay nekk pour état am koo xam ni dafay nekk pour góor a xuma dafay nekk pour ñëpp. su nga Galaye. question man dama fàtt ci góor a xuma mais dama gis ay xeexam gis ay bataayam. gis nga point yi ñuy wax. xeexoon na ko avant lui. xeex na ko fi xeexaat fi ci saa bi problème bi mooy am na syndicaliste yoo xam ne ñu ngi ci suuf bu góor a tabaxee ñu toj te fii góor a moo fi tabax waaw mais c'est-à-dire dafa am loo xam ne Galaye dafa am loo xam ne mais Maada mais syndicaliste yooyu xam ne bu góor a tabaxee ñu toj ñan ñoo nekk ci gannaaw syndicaliste yooyu mais am na ay chauffeurs yu adhéré ci ñoom chauffeurs yooyu koy kon lu njëg njaag ñooy njaag chauffeur bi ñuy njaag di ñooy njaag ab syndicaliste bi yor juróomi chauffeur ngay yor kooku léegi ci syndicaliste dañ koy mbubboo nii rek di yàq dégg nga wax Galaye fam ñoo xam ni état moo leen ay bët fu leen neex lañ koy fu neex état lañ koy xoolee mais gis nga góor a xuma état àll koy bët am na fulla am fayda am jom. état Sénégal moom jàppaluñu chauffeur luy xeex chauffeur képp lay def parce que état mooy njëkk a contre chauffeur état Sénégal. moom dafa def point yoo xam ne contre chauffeur dafa contre chauffeur. dafa ko contre woo. métti na mais imagine tey xoolal dama lay imagine tey ndar gii ñuy wax police. waaw ndar tey boo ko duggoon ndar waxuma la booy bëgg a dugg ndar rek da nga gis 5 montages yu bokkul. comprendre nga biir ndar police 3 ngi biir ndar yoo xam ne man ba ci dem boo ma wàccee kaw xam nga lu ñu ma jàppee man vrac laa yor. vrac. waaw ba pare di ma sàpp ci kaw lépp 20 tonnes la. comprendre nga 1700 paquet Corolla laa chargé. waaw ba mu ñëwee xam nga li ma waa ji wax. waroo ko da nga war a bâché soo bâchewul da ngay fay mu ne ko gannaaw karo bi xanaa oto bu ñu vrac waxul yoruma plaqué yoruma dara vrac xanaa karo bi di génn ci kaw naaw gaañ kele mu ma noo da nga war a bâche sinon da ngay fay mu ne ko bindal ma fay mu bind 3000 ma fay jël def samay poche da xam nga loolu tegul fan si nga galaay état mu di sa sëkkatal chauffeur amul jàmm te chauffeur kenn ku mun a may Sénégal actuellement jàmm muy góor jërëjëf man xam naa daal yow kenn mun laa débat bu nga campé kenn mun laa xam naa daal góor daal mais maanaam nga defa ni daal ke sëñ toi góor li muy xeex góor dafa xeex boobu amul benn homme de service sax bu muy ñaan mu may la parce que ñoo yaakaar ni góor suñu dul xeex amul waaw mais benn nit suñu dul xeex amul suñu daal Mali yi ñuy wax benn nit mun ta xeex bi xeexu mbooloo la fokk ñu bokk ndey bokk bàyyi syndicalistes yi ak chauffeurs yi tamit am fulla ak fayda xam ki yor seen njëriñ ñu dem fa chauffeur yi bu ñu doon 200 personnes 100 personnes 99 ñu ji ko déglu ma la am na ñoo xam ni sax yow am na syndicaliste yoo xam ne bi ay syndicaliste am na ñoo xam ne suñu toll nii composé nañ état boo xam ne la jàppee jël sa permis jël ko état àllee ba ñu ñëw joxaal la nga dem si yoon
loolu la ñuy def. mais fii laa la bëgg a xamal. man état moo la gën a xam ni. man tey boo ne moom moo fi syndicaliste. waaye tey boo ne yow tey man damay jàpp ne boo ne Gora Khouma mooy syndicaliste man damay taxaw ni Fallou mooy syndicaliste parce que gis naa ni mi ngi jàppale chauffeur. man Fallou mosuma gis mu jàppale chauffeur. waaw non Fallou moom ngay wax. waaw xam nga li nga wax laa la tontu man xaw ma Fallou ak tellement nii xaw ma Fallou. xëy bàyyi yaa ngi bëgg a ñëw loolu la dama ni. mosuma gis benn chauffeur bu ma doxal mu di jàpp Fallou ko jàppale. waaw dama ni Fallou non xeex am na jël ko jàpp ko wala Fallou xeex ba ma xam ne Fallou xeex na ci chauffeur. ma ni Maada. waaw Maada. maa xam lépp maa mën lépp kooku yàlla dong moom moo ko yeyoo mais dama ni. d'accord nañ ne Gora Khouma man invité naa ko jàmbaar la. di wér mais d'accordal ki ma lay wax tamit man du ma tagg ku dul jàmbaar ku buggul chauffeur bugguma la ku faalewul chauffeur faalewuma la parce que ñun chauffeur rek la ñu gëm parce que moom la ñu am moo taxit ma toog ci rajo bii tey di wax kon su ma gisee boo déggee sax tey peut-être débat bi ni ñu ko organisé dama dégg sax du ma ci metti parce que tey mooy chauffeur yi li ñu leen teg day mel ne bu ñu leen ko tegee man lañ ko teg yaa ngi dégg kon chauffeur la ñu gëm kon tamit bu ñu gisee kenn ku mel ne góor muy Fallou Samb di jàppale chauffeur di def des interventions di fii ci Louga fii am na chauffeur yoo xam ne 12000 francs la ñuy jënd 12000 francs yi ci la ñuy carte de mutuelle ak li nga xamante ne ci lañ jëndee carte ba chauffeur yi ñoo ngi ciy faju fii ci Louga te tamit loolu tamit am na njëriñ lu mel noonu moom la Pape Wade mii di dox ci wàllu social wàllu jàppale. dama ne ku mel noonu. dama ne ku mel noonu. dama ne ku mel noonu. Gora mel na noonu. Fallou mel na noonu. Mbaxaan Gomis mel na noonu. keneen mel noonu mais dama ne nañ boole doole yi. nañ boole doole yi. ñooñu nga tudd ñooñu duñu ay xolal ñooñu ay du xolal ñooñu syndicaliste ñooñu xolal état bi moo leen aar ay bët man ñi ngay wax am naa ñoom jaraw poste kër ay man nekk naa poste kër ay bi yaaya jàmm day saaga xaalis bëggatul waaw bëggatul dañuy def CFA bag bi Gambie waaw bu ñu yégatee ci bag bi CFA li ñuy yége mais dala si kenn du ko yégate moom Gambien yaaya jàmm dala si la mais ba mu tawee loolu xeex ko Alassane Ndoye laay wax noonu sur moo njëkk a ñëw man maa nga ko suy boobu ak mbaaxaam moomu ñoo njëkk a ñëw xam nga bañ njëkkee ñëw bañ leen waxee loolu ñun mënuñu see dem dañ ne non non léegi oto yëpp taxaw ñu xool lu toll ak 20 personnes yoo xam ni gasoil lañ yor ak essence ñoom ñoo leen bàyyi ci dugg biir Gambie man maa leen laaj leen lii pourquoi mu am jir ma lii dafa war a dem parce que Gambie war sa am problème bu gasoil problème essence ma ne ko ñun ñii taxaw ñu baara ñu fii ndax dalisi CFA la ñuy duggee nanguwul dalisi CFA ngay duggee oto war a jàll bu garaw amee garaw la nañ baal nañ fa jox bu benn oto jàll ñu doon jàll. jërëjëf teguñu ci 20 minutes Gora Khouma ñëw. jërëjëf wax la teguñu ci 20 minutes Gora Khouma ñëw. Gora Khouma ba mu ñëwee bañ ko expliqué chaîne bi mu ni non non grève la ñun comme dañuy xeex ak ñoom kay te léegi ñoom xeex bi nii la ko ñu ko jëlee benn oto war a jàll parce que gasoil boobu jàll essence bi tey ci nekkoon ni jàll ñu liñ ñu danañ ko am parce que danañu wecceeku dale si bi dugg foofu. te période bi ay Sénégalais yu nekkoon bont bu toog kër ay suñu doon dundal seen njaboot ak yëpp dañ ngay yor CFA weccoo ko dala di dugg ci biir. jërëjëf moo tax ma la xam nga xeex bi xam nga galaay waaw non comprendre xeex bi waaw Gora Khouma rek laa gis du fii rek même Bamako Gora Khouma dong laa gis jërëjëf Mara bala ñëw tëj émission bala ñëw tëj toog foofu cas social boobu toog foofu waaw xam na Gora Khouma waaw non bala ñëw tëj émission bi dinaa la wax nga dugaat peut-être ma am lu ma laaj Pape par rapport ak li nga doon wax léegi ma delluwaat ci Pape kon ñu may ñu tuuti rek après ñu jëlaat leen Pape xam nga man lan la d'accord waaw sama mbër rek man duma ci d'accord ak benn chauffeur loolu moo tax ñu am ay jafe-jafe am na ku mën lii Gora mën na lii Fallou mën na lii keneen mën na lii nañ seet ñi nga xam ne ñoo bokk jikkoo waaw xam nga Maada est-ce que yaakaaroon ne loolu moo gën parce que bu di def ñoo kay def na te moo tax fii ànduñu luy président Senghor doon wax ne mooy ci leen mbooloo mi di nelaw xam nga saa wu ñu yeewoo bis bu ñu nandee nga xam ne ku leen song danga daanu muy kan mi mbooloom chauffeur te nelaw googu moo nekk ci ñun ba léegi dañoo yeewut te ñoo war a yeewu xam nga chauffeur bu ñu àndoon xaar ma jël sama waa ji te xaar ma jël te ñu dugg te nga doog a ñëw foofu parce que bu ñu toppee te après gars yi may ñu tuuti bismillah salaamaaleykum salaam sëñ bi na nga def fooy wootee man la Modou bi maa ngi woon a Dakar man du bi na nga def waay maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax
yàlla na sant yàgg na nga def coono. alhamdulilah yéen a jot foofu rajo bi wala da ngeen ko. tey damaa dégg na ngeen ay sama xarit Pawade sama rakk. waaw waaw. ana Pawade. mi ngi nii te Paa wuy maa ngi lay ziare. Pawade. maa ngi lay ziare. man la Yande. Yande na nga def waa yaa ngi ci jàmm. Yande ngi lay xam lu Yande ree nag. moom daa neex bu wax dañu xëy di Pawade tey rayalu ko. daa neex deret rek. waaw. sama numéro bi billaay wallaay talaay. man yi naa la woo il faut mu wax ci loo nekk yow ba émission nga nekk yow. kii liy doxal chauffeur rek. mooy liy doxal chauffeur mooy émission li ci tali bi rajo Leeral FM tey mooy invité woon Pawade ci seen métit maanaam ci wàllu métit chauffeuru gros porteurs yi njàpp mi ni ngeen jànkoonteeg yoon yi tali yu bon yi li nga xamante ne mooy parking yi ngeen bëgg a am te amu leen ko yu mel noonu waa Mali permettre la nga fay seen parking ngeen nekk fa te ngeen ñëw fii Sénégal fi ngeen dëkk am leen parking yu mel métti en quelque sorte ñoo ngi invité ci méttitu chauffeur yëpp mais rawatina tey gros porteurs yi. en tout cas li may wax mooy man de ci doomu Yande ah mu ni. ñu gën maa xam ci Yande. man de Diouf sama dëkk Louga ñu gën maa xam ci Yande. man de li ma xam ci moom gros porteur bi mooy. sonn nañ ba sonn yem. sonn nañ ba sonn yem. Malien yi foo mën a dugg ci Mali am nga parking. mais Sénégal amuñu parking. booleeg application boo xamante ne xamuñu fan lañ koy teg. yi application boo xamante ne amoo parking. amoo foo gaare camion amoo article boo koy jox. camion yi yëpp seen parking bi. seen parking bopp mooy fan suñu garage. garage bi ñuy dépanné. fa la ñuy gaaree. mais Sénégal Macky Sall li mu bëgg permis à point yi mu wax application boobu mu def. war naa am parking pour oto yi mën a am fu ñuy gaaree. loolu moom mooy dëgg. mais vraiment man sax amu sax connexion. te dañoo woo rek pour Cheikh moo woo. di ma Pawade mu ngi invité rajo Louga. Tambour Dara Touba. man il faut mu dugg. am naa connexion am naa crédit mais amu connexion. léegi gis nga barke yi Nabil Moustapha sëñ bi. gis nga Sénégal. waaw. du bett parce que loolu dem mooy lenn. wante Sénégal dem mooy waaw. chauffeur yi camion yi. nawloo wuñu joxuñu suñu cër joxuñu dañuy yellool. te ñun lépp lu dugg ci muy wàllu lekk wàllu naan wàllu ndox. wàllu lu mën a doon ñun la. ñun buñ transporté wul dara du dem. mais barke Nabil Moustapha mais ñun joxuñu ñu benn cër suñu yelleef daal joxuñu ko. li ñu war a am ñun. chauffeur camion. ñun joxuñu ko. boo xamoo mi ñuy jiite dëgg la moom transport rek lay wax. transport car bus particulier de place mais ñun camion gros porteur kenn faale wuñu kenn xamuñu lu ñuy liggéey kenn xamul suñu coono kenn xamul lu ñu jànkonteel. parce que na Moustapha Pawade boobu mu xam li may wax. yaa ngi dégg. maa ngi dégg mu ndóobee baax maa ngi dégg. Pawade xam na li may wax baax a baax. waaw Paa mi ngi lay dégg. ma bëggoon nag ñu jox suñu cër bu baax a baax. mais loolu sa cër loolu waxoon téléphone. vraiment kontaan bu baax a baax. looloo ñu indi ci rajo bi. mais ma Ndoumbé. yàlla guddul Trump. amiin yàlla wéral raar rajo bi. amiin yàlla émission yi yàgg a dox. amiin vraiment kontaan am na fu ñuy waxee tey am na fu ñuy waxee ñun ñu tubar comme yow. am na fu ñuy kaas ay droit. tey jii vraiment kontaan tey ci rajo bi tey. billahi wallahi taalaay. fii daal lépp leeree fii daal mooy rajo Leeral FM 104.6. kaddu gi bàyyi ko fii ci Montagne Nord. yàlla dem ba dem ba ba nekk télévision gars yi di gisante. jërëjëf kon man maa ngi tudd Galaye Layane laa tudd. Galaye Layane maa kontaan ci yow. jërëjëf kontaan la ci waa Leeral FM yëpp. sama technicien bi nga xam ne mooy tax yëf yi di ñëw mi maam Ousmane tey waaw kontaan naa ci yow Galaye Layane kontaan naa ci bu baax a baax. jërëjëf sa waay yow tamit kontaan nañ ci yow boo kontaan nañ ci ñun benn kontaan nañu ci yow. mais Pawade boobu sama rakk la sama xarit la sama doomu ndey sama doomu baay. waaw kontaan naa ci yow Yande. invitation bu baax a baax. jërëjëf waaw. di naqari xam nga ko
xam nga ko wax ko. wala mi ngi koy wax incha allah. ñu ngi koy wax ñu ngi ci. wax ko. jërëjëf. télé bi naqari na montage bi naqari na lépp naqari na. jërëjëf jërëjëf kon wax dëgg yàlla ñu téye foofu temps parce que suma technicien bi ma def ne ñaari minutes moo def pour bàyyi Pa Wade tuuti rek mu conclure tëj ak looy tàggatoo gars yi ak loo xam ne loolu ngay ñaax gars yi ak li ngay dolli gars yi te sa mot de la fin. waaw ñu santaat bu baax a baax di wax gars yi nañ jàppoo rek bennoo ndax chauffeur yëpp bu fekkee ne dañoo ànd jàppoo bokk ndey bokk baay comme ni nga ko waxee syndicaliste yëpp ànd jàppoo bokk ndey bokk baay pourquoi pas Gora Khouma du tàllal loxoom ñëpp ñëw ndax fii lim comme ni ko Maada waxee benn syndicaliste moo am Sénégal buy jàppale gros porteur muy Alaaji Gora Khouma moom rek lañ ciy gis muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon boo amee kartam boo ko wooyee lum guddi fii ba Bamako fii ba Burkina foofi am problème rek mu jàppale la boo gisee chauffeur yëpp naan góor a looloo tax. loolu moo tax jërëjëf kii. ñu dellu sant nag bu baax a baax. di fàttali suñu bis bi rek le 26. ñu ngi leen ci invité yéen waa Leeral FM. ngeen ñëw. waa groupe social de Louga ñoom ñooy def benn daje le 26. fii ci complexe Omar Bongo. ñu ngi woo ñëpp boobu pare loolu incha allah kooku da ngay fay contribution. waaw loolu daal lañ jàppale bañ boo xam ne loolu kii nga wax ne seen émission boobu moo ngay def. ñu ne fii am na loo xam ne rajo bi da koy ci rajo bi war a jëm. am na ci yoo xam ne bu ñu ubbee branche yi ñëpp di wax seen soxla tamit yu mel noonu bu nga amee ñëw leen fii ci service bi. am na ña ko moom. ña ko moom ñoom daal leen wàññil dafa leen yëf yi ba nga xamante ne ci moom noonu lay baaxee. waaw noonu lay baaxee su ko defee rajo tamit mën cee gis boppam lu ngeen di publicité fii mooy rajo bi nga xam ne mooy rajo chauffeur si di wax di waxtu mbokk chauffeur yëpp képp koo xam ne am nga ci looy def fii ci rajo askan bi la rajo leeral la fii la yëpp leeree nga xam ne fii lay jàpp. kon je pense que ni tey foofu la ñuy tàggoo ak yéen mot de la fin mooy di sant ñëpp di wax ne les autorités. wax dëgg yàlla en commençant par le président de la République Macky Sall ak staff ak gouvernement am nañu gëstu chauffeur si lii ay révélation yi ñu fi wax tey nga xam ne ci wàllu chauffeur la jëm wax dëgg yàlla yaakaaru woon ne mukk ni chauffeuru gros porteur daan toog ba am genn jaaxle gi fii parce que ca Mali ñoom ak Maliens yi ñoo bokk parking fii ci Sénégal ñi seen dëkk nekk seen kër mënuñu fee am parking te Maliens yi am fi parking te kenn du dugg seen parking loolu yaakaar naa rafetul parking ba Maliens ya nekk dugg fa Sénégalais yi war nañu faa dugg ñu bokk parce que bu ñu demee ba Mali ñoo koy bokk kon bu ñu dikkee ba Sénégal tamit aussi war nañoo bokk parking yooyu bokk ndey bokk bàyyi Malien ba nga xam ne boo duggee ca port la muy fay moins de 5000 francs te dafay toog ba chargé ba pare kon Sénégalais bi nga xam ne fa la dëkk fii la nekk war naa def même bu deful moins de 5000 tamit def 5000 waaye war naa mën a bu chargé ba pare doog a génn waaye nag bu 24 heures yu matee nga jël 5000 daggaat bu 24 heures yu matee nga jël 5000 daggaat te kii nga xam ne étranger la dëkku fi mi ngi ñëw moom benn yoon lay dagg xaar ba rang ak ñoom rang te du mat 5000 francs wax dëgg yàlla loolu boo xoolee c'est de l'injustice totale kon yaakaar naa ne ñun état ñun la war a jàppale ci doomi réewam la war a mën a gën a jàppale. loolu fañ war a amee jàmm sax fa ca Mali sax am fa jàmm te fii ci Sénégal amu fi jàmm wax dëgg yàlla metti na ba fu métti di yem cri du cœur la du wax ne état nañu yërëm chauffeur si ay néew du doole lañ nañu yërëm chauffeur si jàmbaar lañ am na loo xam ne tamit dundal seen njaboot bañ a agressé bañ a sàcc bañ a def leneen moo war a sécurité nga xam ne tamit di def lii mënuma coupé tamit te du ma tàggu ki nga xam ne mooy suñu président regroupement des chauffeurs di Ousmane Sall nga xam ne tey regroupement boobu tey mooy permettre tey lii nga xam ne tey moo nekk ci rajo tey fu waaye mën toll dégg ñoom ñoo sponsorisé yëf yi nga xam ne pour jàppale chauffeur si pour chauffeur si di ci wax seen métit pour chauffeur si di ci wax tamit seen yëf yoo nga xam ne tamit ba kenn ku nekk di leen mën dégg kon yaakaar naa ne Pa Wade dañuy daal di tàggatoo fii incha allah rabi xam naa ne affaire bi bu seen loolu weesu def daal nañ ci daan fi dalalaat ñeneen nga ànd ak ñeneen tamit staff bi gën a yaatu kon ñu ne incha allah rabi ñu leen jox dig daje altine fii ci même heure même fréquence wasalaam. asalaamaaleykum
asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice su Leral FM regroupement des chauffeurs de Louga bi Ousmane Ndiaye Sall jiite moo leen may seen émission li ci tali bi di sàkku ci chauffeur si ñuy daw ndànk teg sàmmonteeg wareefu tali bi asalaam.